a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq ci weeru tëdd wii nii fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak ñeent ñu war cee dalal suñu mbokk Serigne Souhaïbou Diop di koo xam ne moom tamit ci wàll gi rek lay yëngutu ñu koy dalal nag ci tomb bu am solo boo xam ne ci la spécialisé wu ndax moom la jàng muy koom-koom ak finance ci wàllu adduna bi kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf rek ci ay jaar-jaaram mu tàmbulee njàngum alxuraanul karim fii ci Touba ci daara yi Serigne Abibou Mbacké waaye nag yeggale ko fële ca Dakar ba bind foofu ay kaamil ginnaaw bi la tàmbuli njàngum xam-xamam ba tey dellusiwaat ci Touba ci daara yi Serigne Habibou Mbacké ci loxol Serigne Baara tàmbuli foofu njàngum xam-xamam bi mu fa jàngee aslëf la fa jógee dugg ci institut Al Azhar bi nekk Ndaam am foofee ash-shahada al-i'dadiyya te mooy BFM ginnaaw bi mu amee BFM la bàyyi ko fii Sénégal dem fële ci Égypte continuer am njàngam rek ci institut Al Azhar bi nekk foofu noonu Caire ba foofu la amee baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat la ñibbisiwaat fii Sénégal dugg ci université bu Cheikh Anta Diop ginnaaw ba ab diir mu jóge fa dugg ci benn institut bu ñuy wax IAM muy institut africain de management foofee la jànge ba am fa licence ci wàllu finance ginnaaw bi mu amee licence ci wàllu finance la fi jógee dem fële ca France lépp rek ngir continuer am njàngam ba am foofu master 2 ci wàllu finance islamique am fa tamit beneen master 2 ci wàllu sociologie et droit des religions kon mën nañoo wax ne moom maanaam wàll gi nga xamante ne moom lañ ko jox tey di ko ci waxtaanloo muy ci wàllu koom-koom yaakaar naa ne lu mu xam la lu mu maîtriser la ndax ci la spécialisé wu. kon incha allah ni ma ko waxee rek ci njëlbéenu waxtaan wi danañu xamal relation bi nga xamante ne wala rapport bi nga xamante ne moo am ci diggante finance ak économie ba tey tamit danañu andil lenn ci système financier yi ba tey danañu andil aveniru finance islamique ci Sénégal su noppee ci loolu nag dana indi yi nga xamante ne jàpp na ne xaj na war naa mën a gàllankoor finance islamique ci Sénégal ak yeneen incha allah ci biir waxtaan wi dañ koy tënk noonu rek kon xam naa ne ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci talaata ji Serigne Kosso Sy la ñuy dalal muy waxtaane sabilul wusul mooy yoon wi nga xamante ne ci la nit ki mën a jaar ba àgg ci boromam bu dee ci àllarba ji incha allah Serigne Moustapha Guèye Badar la ñuy dalal muy waxtaane daruratu taf'il shumuliyatul fiqh mooy war guñ war a dooleel matalek fiqh bu dee ci alxames ji incha allah Serigne Mouhamadou Kama Thiaw la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane at-tawassul baynal mujjizina wal mani'in mooy ñaan ci barkeb nit ñi koy daganal ak ñi koy tere bu dee ci ajuma ji incha allah Serigne Maam Thierno Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang moom la ñuy dalal muy waxtaane al islam wal hurriya mooy l'islam ak moom sa bopp bu dee ci gaawu bi incha allah Serigne Moudou Diouf moom la ñuy dalal muy waxtaane acte 3 de la décentralisation muy gox-goxaan yi ak lépp loo xamante ne loo moo da ci aju bu dee ci dibéer ji médecin Moustapha Diop
di médecin chef fële ca Thiès nekkoon ko fii Darou Moukhty moom lañuy dalal muy waxtaane fagaru moo gën faju al wiqaayatu xayrun min al ilaaj bu dee ci altine ji sëriñ Mouhamadou Mourtada Mbacke Diogu la ñuy dalal muy waxtaane al xitma fi tariqatil muridiyya mooy xitma ci yoonu murid bu dee ci talaata ji insha allah sëriñ Hamzatu Mbacke moom sëriñ Abdul Ahad moom la ñuy dalal insha allah kon loolu mooy programme semaine bii nga xamante ni insha allah moom la ñuy fas yéene tàmbali ginnaaw suba wala suba insha allah kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox sëriñ Souhaïbou Diop ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey ñuy ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al makin wa ala alihi wa ashaabihi at-taahiriina ajma'in shakawtu kawniya balidan naasiya ilayka ya barru fa kulli haadiya raqi hijaaya li daqaa'iqil uluum wa lil ghawaamidi wa sayyirni fahim hatta ushaahida alladhi qad kamuna min ilmika an-naafi'i dhaalika al-munaa yassir li al asira wal yasira wa rud li as-si'aba ya qadira ak borom Tuba mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci gën gaa rafeti nuyoo di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di ziyaar bu baax ci weer wi ñu nekk di jiital ci nuyoo yi ak ci ziyaar yi itam kilifa dëkk bi di Serigne Abbas Mbacké di ci toftal mboolem kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci gannaawam nuyoo yooyu nag ak ziyaar yi ñi ngi koy teg ci mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk ci bopp liggéey bu am solo bi di muwassasatul wafa bi xuquuqil iman ñu koy teg ci seen loxo di ñaan ñu yàggaleel ñu ko ci kilifa yooyu di beral nag nuyoo ak cant ak ziyaar mbooloo moomu ñu tudd léegi di leen ndokkeel bu baax ci liggéey yu am solo yi ñu taxawee di leen ci encourager itam di ñaan suñu borom teg ci loxo ba fi ñu ko bëgg a yeggale suñu borom yeggale leen ko fa ci barkeb Serigne Touba. xam naa ngir njëkkalanteeg waxtu wi dañuy daldi rek dugg ci biir thème bi incha allah comme ni ko Serigne Modou Kara fàttalee léegi thème bi mooy la finance et l'économie mondiale al maliya wal iqtisad al alamiya. li ñuy tàmbalee nag xam naa wala li ñu bëgg a tase waxtaan wi mooy dañ ko bëgg a def ci juróomi poñ mooy li Serigne Modou Kara doon fàttali léegi bi ci jiitu mooy fàttali bu ñuy fàttali rapport bi nga xam ni moo am ci diggante économie ak finance mooy finance ak économie lan moo leen boole loolu xam naa buñ ko leeralee ba la ñoo dugg ci biir dina am solo buñ ci jógee itam dinañ présenter xëy na yenn système financier yi nga xam ne ñoo am système financier nag buñ koy wax mooy an nuzum al maliya xam naa xamoo ci wolof nañ ko war a waxee système financier yi am daal ak xam naa nag ci dinañ leen présenter bu gaaw rek waaye ci fi ñuy taxaw mooy finance bi nga xam ne mooy bi gën a tasaaroo te mooy conventionnel bi mooy bi nga xam ne rek moom lañ dëppoo ci gàttal noonu lañ koy waxee xool moom nan lay fonctionnement am lan la mooy nu ñu koy utiliser ak itam ban jeexit lay am ci économie réelle bi moom finance boobu. buñ ci jógee daal di xool itam finance islamique bi nga xam ne finance la bu nga xam ne mën nañoo wax ne dafa nekk un peu à la mode ci baat buñ sañ a jëfandikoo baat yooyu mooy lu xew finance bu xew boo xam ne ñu ngi koy dégg lu bare bari léegi. moom itam nu muy fonctionner lan mooy fonctionnement am ak itam ban jeexit la am ci économie réelle nag baat la bu am solo bu ñu ko waxee dañ ci taxaw ndax am na lu ko wutale économie réelle mooy économie bi dëggantaan kon mel na ni ñuy am beneen xeeti économie bu ñuy dégg te du réel loolu dinañ leer ci biir waxtaan wi insha allah moom itam bu ñu ko waxtu wi mayee. buñ ci jógee ñeenteelu partie bi mooy doon ëllëgu finance islamique ci Sénégal wala jan yaakaar lañ mën a am ci finance islamique ci Sénégal loolu itam jàpp naa ne mën nañu amal solo. buñ noppee nag partie bi nga xam ne mooy juróomeelu partie bi te ciy tëjee mooy li ñuy wooye ay facteurs de blocage
luñ jàpp ne war naa mën a gàllankoor doxinu finance islamique ci Sénégal. loolu mooy plan bi nga xam ne incha allah moom lañ bëgg a topp ci biir waxtaan wi di ñaan yàlla itam mu kàttanal ñu ba lépp mën a leer te itam buñ ci jógee lépp mën a doon njariñ. kon ci wàllu bu njëkk gi muy relation bi am ci diggante économie ak finance comme ni ma ko waxee woon léegi ku ne xam na ni loolu buñ delluwaatee ci économie ci boppam économie ma fàttali ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jàngat nu ñuy def ba produire am koom-koom nu ñuy def ba produire koom-koom nu ñuy def ba defar koom-koom moom itam buñ noppee nuñ koy séddaleewaatee ba ñëpp jot ci waaye itam li ci war a duggaat ci économie bi duggaat fa ngir mën a produire moom itam koom-koom leneen li nga xam ne dañ koy jëfandikoo mu jeex benn yoon moom la ñuy woowee consommation moom itam ñu consommer ko c'est-à-dire xam-xam bi jàngat jaaruwaay boobu yëpp nag mooy circuit boobu yëpp moo tudd économie. moom nag lu ko booleeg finance buñ ko bëggee xam fokk ñu xool yoon yi économistes yi wala économie ci boppam yoon yi muy jaar ngir defar koom-koom moom. économistes yi li ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu googu ñoom dañuy wax ne ñaari yoon rek moo am yuñ mën a jaar ngir produire lu ñuy wax koom-koom maanaam richesse ngir ñu mën koo defar ci ñaari yoon rek la ñuy jaar mooy lu ñuy wax liggéey ak capital ñoom noonu lañ ko waxee damay présenter li ñu wax rek buñ noppee ñu commentaire ko jàll ci yeneen parties yi. travail nag ñoom buñ koy wax dañ koy yemale rek ci personnel bi nekk ci biir entreprise bi di liggéey moom loolu moo tudd travail ci ñoom. boo ko defee jumtukaay ya muy jëfandikoo foofa nag moom mooy tudd capital kon da ngay gis ne ay machine ak ay mboolem jumtukaay yi ñu jëfandikoo rek ci la bokk te jàpp na nag jumtukaay yooyu ñoom personnel bi suñ ko jëfandikoowee lim leen di jural mooy koom-koom waaye dañoo wax ne ñaari yoon yooyu lañ mën a jaar bu ko defee facteur biñ njëkkoon wax muy travail dañoo jàpp ne personnel boobu ñoom ñoo koy def bu ko defee li leen di fay li leen di rémunérer mooy salaire yi ñu leen di jox xam nga loolu déggin wu xaw a xat la ci liggéey. waaye économiste conventionnel yi ñoom loolu lañu wax defe naa mooy li ñuy gis ci téere yi jàngale économie yépp boo ci demee loolu nga fay fekk moo tax ñi ñuy wooye ay économiste islamique te bari yàgguñoo xew ci année mooy principe bi yàgg na fi waaye bi ñu ko formaliser nag tuddee ko économie islamique te ki ci gën a siiw di Muhammad Omar Chapra def naa am nañu ko xam wala Mawdudi moom itam kuñ xam la ñu bari xam nañ ko nga xam ne Pakistan googu xat jëf foofu côté yooyu la dëkkee woon ñoom li ñu wax dañ ne ñaari facteur amut benn rek moo am mooy bi tudd travail ndax yemut ci entreprise bi fu nit mën a nekk di yëngu te yëngu ma mën a jur koom-koom rek loolu facteur de production lay tudd su boobaa. travail boobu nag ñoom lañ jàpp ne mooy séddalikoo ñaari capital ñooy composé wu liggéey bi doog a am capital bu njëkk bi mooy capital humain lañ koy wax mooy nit ki ci boppam ab capital la ci liggéey. bu jàllee bi ci des mooy capital matériel lañ koy wooyee mooy mboolem jumtukaay yi muy jëfandikoo loolu mooy beneen capital bi ci des bu ko defee ñaari capital yooyu bu ñu leen boolee bu ñu leen conjugué mooy joxe travail mooy liggéey boobu noonu nag mooy nit ki intelligence am ak xam-xamam bu ko jëfandikoowee dimbalikoo ci jumtukaay yi mën a amee loola muy def bu boolee ñaar yooyu intelligence am xam-xamam ak jumtukaay yooyu moo tudd liggéey boobu nag li muy jur moo tudd koom-koom mooy richesse kon dañoo gis ne ñoom benn facteur rek moo am mooy travail ci boppam moo séddalikoo ñaari capital humain ak capital matériel boobu noonu nag lii tax mu mën a nekk li koy yombal ba mu am moo tudd finance loolu moo boole économie ak finance mooy kon day mel ne ab branche la ab partie la ci biir économie moom finance mooy capital matériel bi li koy yombal moo xam par exemple liggéeykat bi nga xam ne dafa soxla machine moo xam day dem ñu lebal ko ab machine dañ koy jox ab machine muy liggéey di rembourser machine bi wala day dem ñu lebal ko xaalis mu jënd ab machine di liggéey lu mu ci mënti doon yoon wi muy jaar la ñuy woowee finance yoon wi muy jaar ba capital boobu mën a jàpp ne su ko booleeg nag capital humain bi mooy moom ci boppam nit ki ak yeneen nit yu dut moom sax xëy na li ñuy def muy travail jur li ñuy wax richesse boobu ni ñu koy distribuer waat mu tasaaroo waat xam-xam bi jàngat loolu lépp nag moo tudd économie kon li ngay gis mooy finance ab branche la ci économie loolu moom la waaye nag foofu la ci conventionnel yi di yam mooy économiste conventionnel yi moom li ñuy wax rek mooy nañ fexe daal ba am ñaari capital yooyu bu ñu noppee itam fexe ba produire koom-koom bu ko defee économiste islamique yi nag ñoom ñoo ciy dolli ne léegi foofu ngay jaar nag yoon woowu ngay jaar ba capital matériel bi mën a am lépp nag dafa war a dëppook l'islam dafa war a dagan yoon wi ci boppam dafa war a doon yoon woo xam ne l'islam maye na ku ca jaar ngir am lum liggéeyee boo fa jaaree itam ba noppi liggéey bi ci boppam ngay def tamit dafa war a doon lu dagan maanaam jëmmi liggéey bi ci boppam foofu kon da nga gis ne économie islamique mën naa am sax amut wala tur wi c'est-à-dire économie bi fi nekk nii rek
bu ñu jëlee principe bu al aslu fil ashya al ibaha dañ jàpp ne kon économie ci boppam moom lañ jëlaat rek wala finance daal di ci def li ñuy wax filtrage mooy filtrer ko ci ngir mën a koo dëppaleeg l'islam mooy génne li bokkut bu boobaa ñi xam ne xëy na baat bi gën a jub ci gëstukat yi mooy économie exclusive lay doon su boobaa wala finance exclusive mooy bu nga xam ne dañuy jël li fi nekk lépp xool li baaxut nag ñu koy génne ñu génne li baaxut ba mu des li baax kese ñu téye ko loolu kon mooy différence bi nekk ci diggante économiste conventionnel yi mooy ñi nga xam ne mooy économie bi ñu dëppoo ci àdduna bi conventionnel baat bi loolu la firi mooy li waa àdduna bi dëppoo di ko doxee économiste islamique yi nag mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy fexe ni ñuy jëfandikoo ci koom-koom lépp dëppoo waat ak l'islam nga xam ne yoon wa ñuy jaar comme ni ma waxee woon ci capital boobu ma tuddoon léegi capital matériel boobu yoon wi ñu koy jaaree lépp dañuy fexe ba mu dëppook ni ko l'islam gërëme bu ñu noppee liggéey bañ ciy def itam yoon woowu bu daganee ba noppi liggéey bañ ciy def day faaw l'islam da koy gërëm ndax am na liggéey yoo xam ne l'islam nanguwu ko loolu ñun ñëpp xam nañ lu mel ne li man exemple bi ñu ci mën a joxe rek mooy xam nga ne ki jël alalam moo xam alal ji lu mu dagan ak fi mu ko jaar lu mu baax bu dee la muy liggéey mooy defar sàngara di ko jaayaat loola l'islam mënu koo gërëm par exemple ab exemple la bu ñuy joxe rek ngir wane ne du liggéey yëpp a dagan moo tax économiste islamique bi fi muy taxaw mooy fi ñuy jëlee alal ji na dagan waaye liñ ciy liggéey itam na dagan ku ne xam na ni itam loolu rapport bu sew la am ak diine ci boppam sax mooy lekk lu dagan ci boppam li ngay jëfandikoo dagan li ngay liggéey li ngay fi ngay jëlee la ngay liggéeyee loo xam ne l'islam ay alxuraan ak xadiis yi bari nañ ci lool yoo xam ne li ngay jëf bala nga koo jëf lekkal lu dagan ba noppi yaa ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan la yàlla wax ci alxuraan lekk leen lu baax te lekk leen lu dagan te jëf ju baax day mel ne kon ab charte la ciy doon bala ngaa jëf lu baax ñu nangu ko mooy li ngay lekk ci boppam dagan ni ki noonu itam gis nañ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dénkaane naan am saxaaba bu koy dénk fexeel ba li ngay lekk dagan bu ko defee loo ñaan mu nangu li muy firi itam xëy na mooy ñaan gu nangu dafa lëkkaloo ak lekk lu dagan kon économie bu ñu koy jàngat indiwaale ci itam xalaatub l'islam lu am solo la ndax économie mooy tax dund gi continuer te itam dund gi njariñam mooy jaamu yàlla loolu rek moo tax yàlla indi fi ñëpp kon xëy na itam xeeti gëm-gëm yooyu nga xam ne am na ak xeeti dellu googu ñuy dellu léeg-léeg ci diine ci yenn yi tax na ñu baree bari itam daal di créer lu ñuy wax ay système financier nga xam ne léegi système conventionnel bi fi nekk nga xam ne moo ëmb yëpp ay système yu bari dafa duggaat ci biir yoo xam ne ñenn ñu nekk dañuy xool ni seen diine gërëme ñu créer ab système bu dëppook booba ci biir système bi fi nekk di doxee bu ko defee système financier itam bu ñu ko dee wax système financier baat bi ci boppam li muy firi xam nga li ma wax léegi ci capital boobu matériel boobu ñu war a jàpp dal te muy partie bi nga xam ne mooy finance ci biir économie xam nga capital boobu ngir mu jàpp ni li ma waxoon léegi yoon yi ngay jaar mooy moo xam da ngay leb xaalis dem jënd ci machine yi wala jumtukaay bi ngay liggéeyee wala dañ lay jox jumtukaay bi ci boppam ngay liggéey xam nga loolu bu ci ne dafa xat mooy koo xamanteel rek nga ko mën a seqal léegi système bi li muy jariñ nag système yi ñuy teg nii mooy mboolem ñi am alal ci àdduna bi te liggéeyewuñ ko maanaam ñu jël seen alal xool mboolem ñi soxlaa liggéey te amuñu alal ñu jox leen ko ñu liggéey ci c'est-à-dire ñu fexe ba ñi xamantewul ñëpp mën a daje fenn léegi nag pôle boobu ñuy daje wala institution boobu ñu teg ci digg bi ngir ñu fay daje moo tudd système financier bi ci boppam banque yi ci loolu lañ dugg yamuñ ci waaye ci lañ dugg mooy théoriquement ni mu waroon a doxe waxuma nag ni muy doxe waaye ni mu waroon a doxe mooy barab boo xam ne mboolem ñi soxla ñi yor alal ci àdduna bi te mënuñoo liggéey lépp la fa des ñu indi ko teg ko fa ñi soxla te bëgg a liggéey ñëw foofa jël si ko fa nga xam ne léegi du nekkati relation boo xam ne xamante rek moo koy lal waaye ñi xamante wut te mën nañoo jëflante ci wàllu googu noonu loolu mooy système ci système mooy loolu bu ñu ko waxee mooy loo xam ne dafa xatoon ñu fexe ba yaatal ko ba ñi xamante wut ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi man ci di liggéeyandoo loolu bu dee théorie yu système financier foofu la ci loolu la sukkandiku mooy defe naa sax boroom xam-xam yi diine yi am na ñu ci wax lu mel noonu ku mel ne sarax si ab Hanafi la day wax ne ñi ñàkk dañoo soxla alali ñi am itam dañoo soxla liggéeyub ñi ñàkk c'est-à-dire ab xeeti waxin woowu la ko waxee les pauvres ont besoin de l'argent des riches les riches ont besoin du travail des pauvres noonu la ko waxee woon mooy kon loolu mënut a ñàkk mooy faaw am na ñoo xam ne yor nañ lu ëpp liñ soxla te itam lépp mënuñ koo liggéeyee am na ñoo xam ne nag mën nañoo liggéey am nañ kàttan gi man-man bi waaye amuñu alal jooju bu ko defee système bi mooy fi ñuy daje ñoom pour seenu liggéey mën a jàpp ndi ñoom ñaar ñooñu bu ko defee bi ci système financier bi ci gën a yaatu
mooy conventionnel bi ma wax sànq mooy bi nga xam ne moom la àdduna bépp daanaka di doxee moom lañ dëppoo moo ci gënoon a yaatu ba ci at yu néew a néew. ginnaaw système boobu itam am na beneen finance bu xew bu ñuy wax finance éthique finance bu yàgg la sax finance éthique mooy finance bi nga xam ne day bàyyi xel ay gëm-gëm ay pas-pas ay valeurs yoo xam ne ci ngor lay tënku ak ci lu mën a tënku loolu la ñuy woowee finance éthique. moo tax gëstukat yu bëree bëri finance yi nga xam ne dafa jëm ci diine foofu lañ ko dugal nga xam ne beruñ ko maanaam am na gëstukat yi finance yu bëree bëri sax finance islamique moom amut maanaam finance éthique la bokk mooy finance bu nga xam ne dafa dëppook éthique l'islam éthique bi l'islam soxla finance bi dëppook moom mooy bi ñuy wax finance islamique. kon da nga gis ne ci finance éthique mën nga cee wàññi lu ñuy wax finance islamique mën nga cee wàññi itam fonds yu bëri yi lu mel ne fonds catholique yi am nañ ay fonds yu nga xam ne ñu dëppook seeni principe yi gëm-gëm ñoom yoo xam ne ci bible lañ koy jëlee mooy fonds catholique yi protestant yi am nañ ko nga xam ne lu ci bari ci Calvin boobu la jógee Calvin mi nga xam ne moo révolutionné protestant yi seen yoon wi. hébraïque mooy juif yi am nañ finance boo xam ne itam dafa dëppoog seeni gëm-gëm nga xam ne moo la ñuy wax fonds hébraïque boobu exemple bi ñu ci joxe mooy xam nga juif yi ci seen biir bu ñuy leblante dafa araam ci ab juif mu lebal moroomum juifam ba noppi teg ci intérêt loolu dafa araam ci ñoom maanaam mi ngi ci Deutéronome seen téere boobu nga xam ne moo jàngale seeni loi dañ ko cee bind mu leer dañ ne bul laaj sa mbokk ci ñoom mooy ab juif na yow bu ko laaj intérêt ci li nga moo xam ci alal moo xam lu ñuy lekk la loo ko jox bu mu ci teg dara moo xam xaalis la bu mu ci teg dara moo xam lépp lu ñu mën a leblante di ci teg intérêt bu dee sa diggante ak sa mbokk bu ko laaj daan ne nag bu dee ay étranger lañ verset bi noonu la ko waxee bu dee ay étranger lañ nag sañ ngeen ko moo waral ci ab juif buy jëflanteeku jullit wala ab chrétien moom mën naa jëflante intérêt day dagan ci moom su boobaa waaye bu dee ci seen biir la ñoom dafa araam fi ne ab ñaari juif ci yoon ci seen lépp ak seen loi yi nga xam ne moo nekk seen téere yi ba léegi nii duñ leblante di ci teg intérêt dafa araam ci ñoom loolu itam moo yàggoon ci chrétiens yi xam nga chrétiens yi seen gëm-gëm yu ci bare bare ci ancien testament boobu nga xam ne juif yi la ñoroon ci la jóge ancien testament boobu chrétiens yi bi ñu ko jëlee ñoom loolu ni ñu ko déggee woon rek mooy sa frère sa mbokk mooy képp ku gëm nga xam ne chrétiens yi li ñu ko déggee woon kon mooy mboolem ñi gëm rek moo xam mooy juif moo xam muy chrétien loolu am na chrétiens yu ci génnaat yoo xam ne lu mel ne Saint Thomas d'Aquin boobu ñuy wax moom moo njëkk a wane ne loolu ci juif yi rek la yam ak Calvin bi ma tuddoon léegi ci lañ bokk nga xam ne ñoom dañoo daal di utaat yeneen système yu dëppook ñoom itam liñ gis seen bible bi waaye ci yoon chrétiens yàgg nañ bokk di jëfandikoo principe bi ma wax léegi ci juif yi valable na ci ñoom ndax frère ba foofu ñoom sa mbokk ñoom itam dañ ko déggee woon ne képp ku gëm rek seen bible yooyu ci nga bokk ba bu yàggut la ci li ñuy wax moyen âge ci année 1500 yi ci la Calvin moom ma tudd léegi ak Saint Thomas d'Aquin ñooñu wane ne nag loolu ci juif yi rek la yam ndax loola loi yooyu ci juif yi la nekkoon te itam ñoom amut ay loi yu nuru loolu ci ñoom am na nag ab ci bible bi ab partie bi wax naan bul sàcc benn yoon sàcc googu nag am na ñu ko dégg ci ñoom ne taux d'intérêt yi ñuy wax ci banque yooyu ci lañ bokk ba ñoom dañoo créer ay fonds yu nga xam ne dafay araamal yooyu ci seen biir nga xam ne ñi ko ci araamul dañ ko tolérer maanaam dañoo mën ne tolérance mën nañ koo tolérer ndax économie bi moo ko laaj waaye nag eggut ci dagan tolérer nañ ko nag waaye eggut ci dagan ñoom fi ne principe boobu la ñuy jëfandikoo fi ne nii bu ko defee at yu mujj yi nag fonds yi buñ dekkiwaatee maanaam nga xam nga finance islamique moom faaw day doon bu dee lu am la ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la fi la amoon moo ko fi bàyyi ñi toppoon ci moom bàyyi ko fi waaye nag def ko ab système moom modéliser ko mu yaatal ko loolu moom léegi la xew fonds yi yëpp itam noonu lañ demee mooy dañoo dem ba gis ne finance bi ñu dëppoo woon mooy finance conventionnelle bi dafa am ay problèmes yu bare yoo xam ne dinañ ko gis ci kanam bu ko defee ñenn ñu ne daal di utaat ak finance bu dëppoog lañ gëm ñoom te loolu itam mooy li ñu seetlu ci àdduna bi mooy saa bu problème amee day mel ne ñi bëgg a saafara problème bi faaw dañuy delluwaat ci ay gëm-gëmi diine mooy problème yu fii daanaka ku fi toogoon moo xam ki wax ci politique moo xam ki wax ci sociologie lu ñu mën a wax saa bu ci problème amee day mel ne ñi bëgg a lijjanti problème bi dañuy delluwaat ci ay gëm-gëm dañuy delluwaat ci diine économie ak finance itam noonu la mel bi crise yi bare te metti dañoo mujj gis ne naka te problème bi mi ngi ci jëmmi finance bi ci boppam ñu daal di fonds yi yëpp ci lañ commencé waat a xew fi ne yu yaatu lañ am na lu ñuy wax ay fonds dharmique fi ne dharmique mooy dharma bi nga xam ne yeneen diine yi hindouisme par exemple wala bouddhisme wala chinisme wala sikhisme ay diine lañ yu nekk boori Inde yooyu ci téere yooyu lañ yor moo tudd dharma comme ni téere yu chrétien yore injil wala bible nouveau testament ñoom noonu lañ koy wooye juif yi yore ko bible ancien testament ñoom itam seen téere yi noonu la tudd ñoom ñëpp am nañ ay finance yoo xam ne ñoo ko moom nga xam ne noonu la ñuy jëfandikoo ci seen ñoom la ñuy jëflantee ci seen biir bu ko defee dellu googu ñu dellu ci système yooyu nag nga xam ne mooy dellu ci diine li koy expliquer xëy na mooy faaw ñu bu ñu ko bëgg expliquer faaw ñu
ñu xoolaat finance conventionnelle bi ma waxoon nii mooy bu yaatu bu tasaaroo bi ni muy doxee doxin bi buñ ko xoolee dinañ gis ne problème yi ñuy wax nii fan la fi nekk. xam boo xoolee finance acteurs yi ci nekk moom pour nga présenter leen déjà mooy banques yi ñooy acteurs yi ñu ci gën a xam. am na li ñuy wax ay marchés financiers am na itam li ñuy wax ay sociétés d'assurance marché financier yi nag xam naa du ma ko exposer fii nii parce que damay ragal mu jëlal ñu temps bu bari te miinuñ ko lool ci suñu ruq yi Sénégal wala sax ci Afrique miinuñ fi marché financier yi bu baax a baax waaye banques yi moom xam nañ ko ak société d'assurance yi. bu ko defee bu dee banques yi nu ñuy fonctionner lépp ci ñaari levier yu essentiel ci la ñuy seen liggéey bépp ci lañ ko teg mooy ñaari activités yoo xam ne daal mooy seen activité essentielle moom mooy dépôt ak crédit rapport bi ñu am. moo waral mboolem activités yi amaat ci banques yi amaat ci maanaam ay activité de soutien lañ koy wooye activité yu nga xam ne day jàpp ndal ñaar yii nii nga xam ne waaye ñaar yi moom mooy li tax dëggantaan banques yi di fonctionner moo tax banques yi di nekk nga ne bu amutoon banques yëpp dañuy tëj. dépôt mooy moom nu muy doxee mooy lan mooy li ma waxoon sànq ci théoriquement yi waroon a am mooy ñi nga xam ne dañoo yor xaalis buñ soxlawul wala buñ jëfandikoogul léegi ñëw teg ko fa ngir ñi ko soxla mën koo liggéeyee ñëw jël si ko fa. loolu mooy principe bi nga xam ne moo tax ñu wax dépôt moo tax souvent bu ñu koy wax dañuy wax dépôt à terme boobu itam laay gën a wax fii nag parce que yeneen dépôt yi ci des yu bari bari taxut banques yi jóg banques yi li leen ñor dëgg mooy dépôt à terme yooyu noonu mooy ba xaalis boo xam ne borom bu ko fa tegee dinaan nëgë ni déwén laa ko soxla par exemple wala fii ak ñaari at laa ko soxla bu ko defee banque bi ne ko dinaa la garantiral ne boo ñëwee di nga ko fekk waaye dinaa la ci tegal nangam comme da nga ko fay teg ba nëgë ni déwén moom soo ñëwee di nga ko fekk waaye dinaa la ci tegal nangam. par exemple ku yoroon 1 million ne banque bi dama sama 1 million bi kat dama leen ko bëgg a dénk ba déwén ñu ne ko waaw kon dinañu tegal 5% defe naa bu ñu ko xoolee 50 000 francs lay tollool ci 1 million. bu ko defee loolu ñu baree bari dañ koy def nga xam ne kon banque bi déjà garantiral na leen seen capital maanaam capital bi dañ ko protéger à 100% loolu la ñuy wax capital protégé à 100% ba noppi itam intérêt bi ci tegee itam dañ ko garanti loolu lu ñu ciy def mooy am na léegi ku ko soxla day ñëw ñu jox ko. moom bu ñu ko joxee comme banque bi dafa waxoon waa ji ne ko garantie daan la 100% loolu mooy crédit nag léegi crédit daal di doog a ñëw dépôt bu amee ba pare le crédit di ñëw crédit mooy ñi ñu koy lebalaat ñu war koo fay. ñoom bu ñëwee banque bi di wax léegi 1 million bi boo ko soxlaa mën naa la koo lebal waaye yow faaw nga teg ci 10% nag mooy 100 000 francs nga ciy teg boo ko indi 1 million 100 000 francs nga indi su ñëwee banque bi jël 1 million 50 yi jox ko fa tegoon jël 50 yi moom mooy wàllam loolu mooy crédit. mécanisme boobu nag ci la banque yi di jaar di def lu ñuy wax création monétaire mooy amal xaalis xam nga liggéey xaalis moom banque centrale rek moo koy def foo dem ci àdduna bi am nañ ay banque centrale yoo xam ne mën naa nekk ay réew yu bari ñoo koy bokk wala mennum réew waaye banque centrale ba rek moo sañ a liggéey xaalis ci itam dëppale ko politique bañ teg ci réew moom nga xam ne dañ koy saytu maanaam liggéey ni du ko neexee la koy liggéeyee bu ko liggéeyee ba noppi itam yoon wi mu koy jaarale ba mu ñëw ci marché bi aw yoon wuñ encadré la mooy circuit économique bi mu koy dugal léegi li ñuy wax nii pour ñu mën a mesurer danger bi déjà bu dee crédit bi ma wax léegi nga xam ne mooy jox la 1 million bi nga teg ci 100 000 francs loolu moom ku ne xam na ne ñun suñu diine du ko nangu mooy bor boo xam ne dañ la koy lebal nga war cee teg 10% bu bor ba kullu xardin jarra naf'an fa huwa riba suñu diine du gërëm loolu problème religieux la ci doon waaye xam naa man problème diine sax du ma ci dugg lool ci araam gi ak dagan gi xam naa am na ñu ma ko gën a maîtriser ci mbooloo mi waaye ci problème économique yi laa gën a bëgg accentuer waxtaan yi pour ñu xam loolu lim ñu mën a indil ci ay crise économique maanaam mécanisme bi ma wax nii ci dépôt yi ak crédit yi xam nga 1 million boobu ñu fa dénkaane nga xam dañu ko fa def dépôt à terme comme li ma wax sànq banques yi damaa wax ne ci la ñuy jaar pour def création monétaire mooy amal xaalis bokkut ak liggéey ko fi ne ñaari baat yu jigéen lañ yoo xam ne man xaw ma sax ba léegi nuñ koy tàqalee amal xaalis mooy li wax création monétaire émission monétaire nag mooy liggéey ko ci boppam mooy li banque centrale di def. le banque centrale bu liggéeyee benn 1 million nañ iftiraat par exemple économie boo xam ne ñu supposé économie boo xam ne benn 1 million la banque centrale bi liggéey pour ci la ñu mën a comprendre bu dee ay milliards tamit maanaam risque bi fi mu nekk. bu dee banque centrale benn 1 million la liggéey par exemple mu jaar ci circuit normal bi yàlla def mu tombé ci loxoy Sëriñ Ahmadou sama dem ci banque bi ne leen dama leen fi def dépôt à terme déwén laa ko soxla ndax man 1 million bi soxla boo ko fi ne. léegi Sëriñ Ahmadou kontam am na fa 1 million boo xam ne bu ko neexoon ginnaaw suba mu dem lever ko maanaam ne leen léegi dépôt à terme bi dindi naa ko léegi dama jël sama xaalis. léegi bi mu ko fa dugalee ci suba ga ma ñëw man soin bu ne leen damaa soxla ngeen lebal ma 1 million ndax dama ko soxla ci changé dañ naan ma dañu ubbil ab compte defal la ko ci banque bi la jox xaalis bi ubbil compte bi mu versel la ko ci boo xam ne foofu lañ la koy ubbil itam
su ko defee man ci sensé rek am naa lu ñuy wax pouvoir d'achat sama quwwa shira'iyya 1 million la man sony bu Sëriñ Ahmadu dem ba sam 1 million la nga xam ne day mel ne kon ñaari 1 million ñi ngi ci économie bi te à la base benn 1 million la fi banque centrale defoon banque bi tam bi ma koy jox dama ciy teg 10% muy 100 000 francs kon 2 millions 100 000 fi ne mi ngi ci économie bi léegi ndax banque bi ci compte am def nañ fa 100 000 francs yu moom man sama compte am na 1 million compte Sëriñ Ahmadu am na 1 million léegi am nañ ci économie bi 2 millions 100 nga xam ne léegi économie financière bi dafa doubler économie réelle mooy loolu mooy dëggantaan li am économie financière mooy li ñuy tudd ci ay chiffres ne moo fi nekk léegi nag comme ci 1 million lañ mën a lijjanti léegi 2 millions 100 te yemu ci fi ne ba ma ko lebee ñu def ko ci sama compte ginnaaw su bëgg Sëriñ Modou Kara mi bu demoon itam ne damaa soxla 500000 dañ koy wax waaw lebal lañ la 500000 léegi ubbil nañ la compte defal nañ la ci 500000 léegi ci sensé am nañ 2 millions 600 ci économie financière boo xam ne ku ne am na ko Sëriñ Modou Kara am na ko wa shira'iyya 500000 francs man am naa ko 1 million Sëriñ Ahmadou am na ko 1 million banque bi am na ko 100000 francs nga xam ne ci sensé bu Sëriñ Ahmadou ñëwoon jël xaalisam ñun ñëpp dañu am problème man ak Sëriñ Modou Kara duñu jëlati xaalis léegi banque bi li muy def mooy xëy na balaa Sëriñ Ahmadou soxla xaalis bi soño bu dina commencer rembourser moom par 100000 weer wu jot diggante boobu Sëriñ Ahmadou bu soxlaa 200000 bu ñëwee dina ko fekk bu ko defee bu ñu ci boolee Sëriñ Modou Kara nag problème buy am day gën a aggravé wu dinañ gis ne crise 2008 bi également lu mel noonu moo ko waraloon loolu mooy ni banques yi di jongalee ci diggante dépôt ak crédit te loolu mooy seen activité principale ndax ci dañuy amee xaalis mooy ku ñëw rek ku ne ñoom am nañ ci dara fi ne 5% yi ma joxe sànq ni sax illustratif la waaye ëpp na loolu c'est-à-dire banques yi bu dee ci réew moo xam ne risques yi dafa bari comme fu mel ne Sénégal dépôt à terme yi mën nañ ko rémunération bi mën naa dem ba 4% mooy yow boo dépôt à terme yow Sëriñ Ahmadou 1 million bi 4% lañ la ci jox mais bu doon réew moo xam ne risques yi bariwut ku mel ne France fi ne 1% lay doon dépôt à terme 1,5 2% maximum du ko weesu bu dee réew mu risques yi bari tamit kii leb toujours li muy fay day gën a bari ndax risques yi dafa bari moo tax mooy day dem ba 10 ba 12% dafa yegg bu dee réew mu risques yi bariwut nag mën na faa bañ a yegg mën naa dem 6% 7 par exemple bu ko defee diggante ñaari taux yooyu dépôt à terme bi liñ ci war a fay ñoom ak li client bi ko leb si di fay diggante boobu bénéfice boobu maanaam écart bi ñoom banque bi moom lañ ciy am nga xam ne loolu bu ñu weesoo dagan geek araam gi moom problème économique yi mën a jur rek déjà lu jar ut pexe la problème économique yooyu rek jar na ut pexe te dinañ gis ci kanam ak ay chiffres yu réel problème yooyu fan la nan la manifesté woo ci crise yi jàll yépp bu dee société d'assurance yi ñoom ni ñuy liggéey moo gën a xorom ñoom ni ñuy liggéey mooy maanaam li ma waxoon sànq ci liggéey maanaam création koom-koom fi ne ñoom dañoo wëlbati courbe bi li ñuy wax courbe de production mooy yoon bi ñu daan jaar pour produire ci économie mooy lan mooy waa ji day dem jënd ay machine am booleeg dooleem di liggéey kër yi am dara daal di ci am lu mu defar ba loola sotti mu jaay ko ñu fay ko biñ ko fayee liñ ko fayee ci lay moyen lam fere woon ci diggante boobu yépp li ci des mooy bénéfice am nga xam ne courbe de production ni muy doxee mooy courbe d'économie sax laay wax courbe de l'économie bi mooy activité bi ngay def ba pare jaay activité bi ñu fay la bu dee assurance yi ñoom li ñuy def mooy da ngay jënd ba noppi ñu doog a lijjanti ba xam dinañ la jaay wala duñu la jaay mooy loo mën a assurer rek da ngay dem fay li ngay assurer weeru jot nga fay li ngay assurer ñu doog a xam ba xam lu ñu lay jaay la wala déet loolu fi ne salam la xaw a nirool ci suñ ñun li ñuy def ci l'islam waaye li ko wutaleeg salam mooy salam moom la ñuy jaay xam nañ ko balaa ñu joxe njëgg lañ ko xamoon waaye itam wax nañ bu ñu eggee ci barab sàngam dinañ la ko jox waaye fi ne lii bu nga joxee njëg bi eggal li ñu lay jaay moom xamaguñ dina amam déet maanaam shay'un ihtimali yi la fi ne loo xam ne xamaguñ luy am la wala du am mooy li ñu lay jaay daa am luy am ñu doog la koo jox maanaam nga xam ne économistes yëpp dañuy wax ne maanaam mooy seul secteur bi nga xam ne maanaam inversion courbe de l'économie bi lañ moo fa am nga xam ne banque maanaam ki société d'assurance bi day dajale xaalis ñëpp ba eggal léegi nag doog a lijjanti ba xam moom dina jaay wala du jaay ak itam lan mooy xew pour mu jaay nga xam ne njaay mi maanaam amagu ci tayaqun maanaam adamu tayaqun moo ci am bu ko defee nag ñoom mécanisme bi ñuy jëfandikoo ci seen biir mooy incertitude boobu incertitude mooy adamu tayaqun mooy lu wóoru léegi nag dañuy jënd certitude bi mooy dañuy fexe ba du am nu ñu koy jëndee mooy bu ñu dajalee xaalisu ñëpp par exemple mu mat 5 millions ñi assuré ñëpp weeru jot ñuy fay 5 millions am na ay calcul yu ñuy def ba xam maanaam probabilité wu accident am nu mu toll maanaam est-ce que probabilité 10% la wala 20% dañuy xool par exemple ñoom marque yi oto yi par exemple bu dee ci oto cas boobu ñu jël mboolem oto yi ñu assuré ñu gis ne at mu jot nangami accident ñun mooy ñëw ci ñun yoo xam ne ay client ko fi def kon suñ probabilité ci at yi jàll yëpp bu ñu ko xoolee mooy at mu jot daal dinañ am fukki accident ñu dem ci beneen société d'assurance bu gën a mag mooy ñi nga xam ne ñooy defaat réassurance ñooy assurer le société d'assurance yu ndaw yi ne la léegi dama bëgg sama 20% wu risque yii nii yow nga jëlal ma ko ma fay la ko
bu ñu dajalee 5 millions nit ñi ba eggal dem jox kooku 1 million mu jël risque yi nga xam ne ñoom léegi am nañ certitude te yàqun ci ne ñoom duñ jaay léegi jaayatuñ 4 millions yi daal jël nañ ko seen poste lañ koy def léegi yow boo amee problème ñële ñoo la koy lijjantil. loolu moom jàpp naa ne dagan ngeen ñàkkee dagan leer na daal mooy man mboolem fatwa yi ñuy gis gaañu di ko def ñëpp dañ ko araamal maanaam Daarul Ifta al Misri rek ñoo ci am position bu xaw a déng tuuti waaye bu dul ñoom mboolem ñëpp dañoo wax ni loolu activité bu daganut la ci l'islam. loolu nag dañ koy tàqaleeg lu ñuy wooyee ta'minu takaful yi nga xam ne moom mooy bi l'islam nangu boobu ñun alal ji ñoo ko moom ñoo ko fa teg waaye ñoo ko moom ñi assuré ñoom ñoo ko moom. bénéfice ba alal jooju di amit ñoo ko moom ka tey liggéey dañ koy fay rek loolu mooy li ñuy wax ta'minu ijtima'i ba léegi am na ñu ko woowe ta'minu tadaamun yi tur yu bari la am waaye bi ma njëkkoon a tudd mooy bi nga xam ne mooy conventionnel bi assurance yëpp di def mooy ta'minu tijaar yi boobu moom daanaka ñëpp dañoo maase ci araamal ko mën nañoo wax. boo xoolee majma'ul fiqh al islami bi nga xam ne aussi la topp ab fatwa bu gudd lañ ci def fatwa bi boo duggee ci Google bi boo bindee li ma wax ni majma'ul fiqh al islami hukmu ta'min tijaar yi di nga ko gis yi may lim yëpp boo leen duggee ci Google bi da nga ko fekk fatwa bu gudd lañ ci def waaye daanaka liñ ci mën a jàpp mooy li ñuy wax dañuy wax ne inna aqda ta'min at-tijaar yi fihi ghararun kabirun mufsidun lil aqd wa lidha fa huwa haramun shar'an ñoom loolu lañu wax. boo demee ci Daarul Ifta al urduniyya tamit docteur Nuh Ali Salman al Qudat moo fa nekkoon jamono yi di xew faatu la léegi moom itam loolu wax la yajuzu al amal fi sharikaat ta'min at-tijaari fi qawli ammati ahli al ilm moom loolu la wax. boo demee ci al majaami'ul fiqhiyya ñoom itam loolu lañ wax kullu ma yahmihi aqdu ta'min min ishtiraataat wa iltizaamat fasid wal aqd mata ishtamala ala shartin fasidin kaana fasida ñoom loolu lañ wax. Daarul Ifta al Misri nag bu ñu fa demee docteur Ali Jumaa fatwa ba mu defoon nga xam ne bu gudd la moom moo wane ne am na xilaaf ci diggante borom xam-xam yi moom loolu la wax daal di mel ne lu ku wane ne nag dagan gi moom la xaw a gën a lëngal ci li ma jortu ci li ma liir waaye fatwa bi mënees na koo consulter ci net bi ku ci bëgg am lu gën a leer ndax ñoom dañoo wax nag at-ta'minu tijaari yi qad istadda al xilaafu hawlahu wahtadda daal di wane ne am na kuréel yu ko daganal waaye am na kuréel yu ko araamal waaye ci même Daarul Ifta al Misri boobu defaat nañ fi beneen fatwa boo xam ne aminul fatawa moom ku ñuy wax aminul fatawa mooy docteur Shawqi Ibrahim Allam moom moo ko def ab vidéo la boo xam ne da ci doon leeralaat bi mu defee fatwa bi ba noppi moom itam mi ngi ci net bi boo ku ko xool di ko gis docteur Shawqi Ibrahim Allam la moom dafa wax ne bi mu wax ci société d'assurance bégal dane li mu wane dafa mel Daarul Ifta al Misri ya li ma waxoon léegi ne mooy ta'minu takafuli wala ta'minu taawuni ñoom boobu lañ nekk moom boobu lañ jàpp ne moom lañ war a jëfandikoo te dañoo jàpp ne ñëpp dañoo war a fexe ba yoon luwaa ba fexe ba mboolem contrat ya ñu def ko mu dëppook boobu noonu ñoom moom dafa wax ne minha ma huwa xalaalun bi ittifaaqi al fuqaha al muhdathin wa ittifaaqu al majaami' al fiqhiyya wa huwa at-ta'min at-ta'awuni at-takafuli hadha jaa'izun bi ittifaaqi al fuqaha al muhdathin wa hiya ma nassat alayhi al majaami' al fiqhiyya mooy majaamil fiqh yëpp mooy wax léegi wa huwa ma yasiru alayhi al amal fi daar al ifta al misriya mooy ci loolu la ñuy dox ñoom itam mooy ci boobu noonu mooy ta'win at-ta'min at-ta'awuni at-takafuli mooy bi nga xam ne mooy bi dëppoo ak l'islam te dinañ ci ñëw ci kanam wax moom itam nu muy fonctionner comme niñ ko def ci bii ñu génn léegi. waaye docteur Cheikh Ibrahim li mu daanale fatwa boobu laa jàpp ne moo ci ëpp solo mu dafa wax ne wa daarul ifta waqad da'abat ala dhalika kathiran tad'u al-muqannin al-masri ila ta'dili bunud al-aqd hatta yatawafaq ma'a man taha ilayhi kathirun min al-ulama haythu al-ibaha ba'da hadha at-tawfiq wa hadha at-ta'dil hatta yakunu al-muslimu ghayru waqi'in fi shubhatin min shubahi al-haram wal awla al-khuruj min hadha al-khilaf moom dafa wax ne Daarul Ifta ñoom liñ yàgg a def te yàgg nañ ci mooy di wax législateur bu Égypte bi ci boppam mu kaane mooy defar luwaay mu soppi mboolem contrat yi ci réew mi bañ cee daganal budut bi nga xam ne li ëpp ci borom xam-xam yi moom lañ daganal maanaam nga xam ne léegi boobu rek mooy mën a nekk ca réew mooma mooy ta'min at takaful yi boobu may wax. bu ko defee loolu li muy jariñ mooy day dimbali jullit bi lu ñu naan araam naag araamut mu mën ko faa baat daal di génn ci wute googa te def li nga xam ne moom moo dagan goo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci itam. loolu ay kii yooyu rek yu ma doon kii ci xëy na problème religieux yi nga xam ne moo am ci assurance société d'assurance yi ci boppam comme ay acteurs financiers dañ faaw ñu jàngat leen waaye li ñu ci gën a yitteel sax mooy yooyu nag yi ñu wax lii maanaam fonctionnement bi ñu wax nii léegi ci banques yeeg ñëpp ak assurance yeeg ñëpp di ko def ban jeexit nag lay am ci économie bi ci boppam ban jeexit
liñ ci njëkk a seetlu mooy tàqalikoogu finance di tàqalikoogu économie moo ci jiitu te wërta woon a am maanaam finance li muy jariñ mooy financer li ñuy wax économie réelle mooy jënd ak njaay mi nit ñi soxla ñu ko li koy financer loolu mooy finance ci boppam. kon saa buñ tàqalikoowee finance bu tàqalikoowee économie rek problème am na te li tàqale gi li ko waral mooy taux d'intérêt yi nga xam ne moom la banque yi di teg ci crédit yooyu ma waxoon léegi xam nga sànq maa ngi expliquer crédit yi ni fonctionnement bi muy am taux d'intérêt bi ñu ciy teg ak li muy baree mooy création monétaire bi may wax sànq ci 1 million bi ñu defoon ci banque yi benn 1 million boo xam ne moo am ci économie bi mujj nekk 2 millions 600 c'est-à-dire loola déconnexion boobu tàqalikoo gi finance di tàqalikoo ak économie taux d'intérêt yooyu mooy li jiitu ci li koy waral moom ndax moom li ñu ci teg ci sensé rek am na moom maanaam ñu ngi koy bind comptabiliser ko te fekk ne amagut mën naa am sax ki ñu jox alal jooju mu liggéey ci bu demee du ca gagner daal da ciy perte xam nga bu ñu la joxee 1 million nga war a rembourser 1 million 100 000 francs ci sensé rek lañ ko bind nga dem boo liggéeyee am 1 million 200 xayrun da ngay ñëw indi 1 million 100 bi jox ko banque bi téye sa 100 000 moom nga ci am mu jël moom 50 000 am jox 1 million 50 yi ka fa déposé woon 1 million ba waaye léegi boo demee nag yàlla dogal nga perte nga am 900 000 itam yoonam nekku ci moom da nga ko indi 1 million 100 moom su ko defee loolu ñu bindoon ne am na fi nag amu fi ne amut ci économie bi ci boppam amu fi bu ko defee ñu finnaal nit ki teg ko ay jafe-jafe ci loo xam ne amut maanaam liñ ko lebaloon bi mu demee amu ci la mu waroon a fay te faaw mu fay ko loolu nag ay problème yu bari la indi mooy bi ci jiitu mooy 2007 xam nga 2007 moo jiitu benn at crise 2008 bi 2007 économistes yi dañoo publier woon ab rapport boo xam ne dañoo wax ni maanaam économie financière bi mi ngi tolloon ci 2 millions de milliards de dollars 2 millions de milliards de dollars la économie financière bi toll mooy mat na 50 fois économie réelle bi maanaam doublé na ko ba mat 50 fois mooy tey maanaam 1 million boobu ma waxoon ne moom lañ teg ci kii bi bu fekkoon ne 1 million la léegi li ñuy wax ci banque bi léegi doublé nañ ko doublé ba mu mujj nekk maanaam 50 millions mooy 50 fois économie réelle bi la économie financière bi egg loolu problème bu mag a mag la juróon ci économie bi mooy lan bi loolu xewee rek banques yi dañoo daal di am problème mu liquidité léegi c'est-à-dire demande boobu nuñ koy faje parce que amut xaalis boobu noonu amut dañ ko bind waaye amut bu ko defee tàqalikoo googu fi ne ñetti crise yu mujj yëpp boo leen seetloo da nga ko ci seetlu da ngay seetlu ne li ko waral li ci jiitu mooy finance bi ak économie bi dañoo tàqalikoo te buñ tàqalikoowee fokk crise day daal di am loolu mooy li nga xam ne moom mooy constat économique bi gën a basique nga xam ne ku ne mën naa économiste bu gën a ndaw mën naa constater loolu mooy saa buñ tàqalikoowee ñoom ñaar yàgg crise dina am maanaam yàgg crise économique dina am moo waral ku ñuy wax Jean-Jacques Cartier ab gëstukat la ci économie am na rapport bu gudd bu mu ci def ci après 2008 li mu conclure rapport bi li mu ko tëjee mooy dafa gis ne dernière crise bi te mooy crise 2008 bi li ko waral mooy banques yi dañoo amoon manque de liquidité maanaam dañoo mënatutoon a jël xaalis bi ñu wax ne am na fi nit ñi am ko fi amut ci marché bi amut ci dëggantaan nga xam ne xaalis boobu amut lu ñu bind la ci ay kayit bu ko nit ñi soxlaandoo bu ñu ko soxlaandoo rek problème day daal di am te manque de liquidité boobu buy feeñ ñaare li koy feeñal mooy li ma waxoon sànq mooy création monétaire bi su ëppee xam nga tey 1 million bi ma expliqué woon Sëriñ Ahmad mii def ko dépôt à terme man ñu lebal ma ko te Sëriñ Ahmad di ko soxla fii ak at fi ne mën naa gaaw a bañ a feeñ mooy 2 millions lañ bind ne moo fi am waaye mën naa bañ a gaaw a feeñ ndax bala ma ko soxla mën naa ma fay man ba eggal bu ñëw ñu jox ko waaye imaginez buñ ci dugalaatee Sëriñ Modou Kara bi ma tudd ne moom dafa ñëw ñu jox ko 500000 Sëriñ Modou bi muy leb dafa soxla may leb damaa soxla léegi bu ñu jëlandoowee suñ 1 million 500 bi ma jël 1 million mu jël 500000 faaw day feeñ foofu day am mooy banques yi suñu ëppalee ci loolu rek kii boobu nag économie maanaam crise bu rëy mooy am ci àdduna bi boo xam ne kenn du ko mën a mesurer bu fekkee ne nag ëppal gi dafa jéggi dayoo comme ni mu amee woon ci 2008 te économistes yu bari loolu lañ constaté mooy 2007 bi ñu publié rapport bi ma wax mooy ne économie financière bi dafa ëpp 50 fois économie réelle ñi amoon seen xaalis ci banques yi dañoo daal di commencé am jaaxle tàmbali ko dem jëli ñëpp di ko jël di ut fi ñu ko denc jëli googa fi ne moo yokk crise bi moo ko mettil mooy crise subprime su boobu ñuy wax loolu bokk na ci li ko gën a mettil mooy bi mu tàmbalee rek borom xaalis yi dañoo commencé am jaaxle ci rapport yi ak chiffres yi ñu leen wax ne leen moo am ci économie financière bi te économie réelle bi nekku ci ñu daal di ñëpp daal di njëkkalantoo dem ci banques yi jëli seen xaalis crise bi daal di yokk ba egg fi mu egg beneen itam ci liy waral crise économique yu mujj yi bu jàllee déconnexion bi mooy tàqalikoo gi finance économique tàqalikoo mooy inégalité sociale bi li ñuy wax inégalité sociale mooy ñàkk gi nit ñi ñàkk a yam ci économie bi maanaam ñi ëpp xaalis ñoom la économie bi di gën a favoriser ñi am loolu ci kaw dépôt yi nga ko gisee xam nga tey ki am xaalis boo koy denc ba nga xam ne soxlaatu ko di ko denc banque pour at fi ne kooku dañ koo garantiral non seulement 1 million bi waaye dañ koo garantiral luñ ko ci dolli
te ki ñu koy jox mu war a dem ci marché bi di xëyee ko gont fi ne moom amul garantie boobu mën na cee perte comme mën na cee bañ a perte waaye bu perteeg bu amee lépp moom mooy fay kële moom mooy jox ki am xaalis lool fi ne day mujj mel ne ñu amul xaalis ñoo leen di dundal daal la bëgg a wax. loolu fi ne ku ñu wax Philippe Chalmin lu mel noonu la wax moom ab professeur économie la ci Paris Dauphine mi ngi dund ba léegi ab gëstukat la ci économie moom itam dafa wax ne maanaam benn 1% ci àdduna bi gën a riche réew ñoom rek ñooy gis seen alal di yokk ci anam goo xam ne nee na bu fa ngor nekkoon kenn du ko seetaan mooy yokk gi mooy 1% wu nit ñi la àdduna bépp di liggéeyal fi ne loolu noonu la ko waxee mooy les 1% les plus riches virent leur part dans la richesse nationale croître d'une manière que l'on pourrait qualifier d'indécente si la morale avait là quelque place mooy bu fekkoon ne daal ngor nekk na fa duñ ko seetaan loolu nag li koy firndeel fi ne mooy xam nga lii bi mu koy wax moom ci 2012 2013 ci après crise 2008 bi la ko doon wax waaye 2015 bii nii bi muy jeex ñeenti entreprise américaine yooyu nga xam ne ñoom la ñuy tënk ci acronyme GAFA mooy Google ku ne xam na ko ab entreprise la mooy fi ñuy dugg daal di bind dara mu indil la ko fi ne ab entreprise la moom GAFA mooy Google moo ci Google moo ci jiitu ak Apple mooy ñu defar iPhone yi ñuy yor ak Apple yeeg yii nii F bi mooy Facebook ñun xam nañ ko ñun ñëpp dañ ciy nekk ak Amazon moo ci xaw a tane moom day jaay ak jënd ay livres lu ne dañ ko fay jëndee ñeenti entreprise yooyu bi 2015 di jeex wax nañ ni ñeent fukki entreprise yi gën a mag ci France nga xam ne ñeent fukki entreprise yi nga xam ne ñooy natt seen économie nga xam ne moom bu ci am problème rek fi ne menace la ci France ñeent fukki entreprise yi nga xam ne ñooy moom la ñuy wax CAC 40 nga xam ne seen bourse ba mooy ñeent fukki entreprise ci gën a mag boo leen boolee ñeenti entreprise yi ma tudd léegi ñoo leen ëpp lu ñu mën a jar ci 2015 bi muy jeex ñu leen ëpp valeur maanaam ñeenti entreprise yi ma wax ñu ngi peser 1675 milliards de dollars boo leen doon jaay loolu nga leen di jaayee 1675 milliards ñeent fukki entreprise yooyu ma wax nii ci France nga xam ne ñoom mooy natt économie ba ñu ngi jar 1500 milliards de dollars nga xam ne kay ëpp na ko 175 milliards la ko ñeenti entreprise yee ni ëppee. Google tamit ci même année boobu 2015 dañoo wax ne Google fi ne ëpp na Maroc ñeenti yoon maanaam Maroc la fa nekk lépp boo ko boolee doon ko jaay nga xam ne dëkku Maroc bi ngay jaay ci boppam Google ëpp na ko juróomi yoon nga xam ne tey boo bëggee am valeur bu toll ne li Google am ci alal ci richesse ci koom-koom faaw nga am juróomi Maroc ci wetam ñu doog a tolloog benn Google xam nga loolu moom fukki Sénégal kon ngay daal di jàpp fukki Sénégal nga xam ne ñeenti entreprise yi ma wax lii léegi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole ci économie ñoo ëpp doole ñeent fukki entreprise yu français yooyu fi ne boo leen indi woon ci Afrique daanaka ay benn réew ak ñaar nga ciy génne li ci des lépp boo leen boolee réew ñeenti entreprise yi ñoo leen di ëpp doole te ay benn nit a koy moom fi ne Google Facebook xam nga ko moom jeune la yaakaar naa 30 ans yi sax matagul nga xam ne nit ñi ñooy dañuy dem daanaka ñooñu la ñuy mujj liggéeyal xam nga ñeenti entreprise yoo xam ne daanaka Afrique gépp boo leen boolee moo leen di ëpp doole loolu mooy inégalité sociale mënu ko wees mooy économie boo xam ne yamalewut nit ñi mooy ñi am xaalis toujours ñooy am lu gën a yokk ñi ñàkk di liggéey pour di jox ñi am loolu moo ci nekk. te itam constat bi même ñi nga xam ne ñooy acteurs financiers yi ci boppam xam nañ loolu ñoom bi crise 2008 bi jeexee bi ñuy dajawaat ca Bâle ca Suisse nga xam ne fa la ñuy dajee problème financier ca lañ koy lijjantee mooy norme Bâle 1 yi ñuy dégg Bâle 2 Bâle 3 mooy dëkk ba moo Bâle 3 bi ñu koy réviser waat nga xam ne mooy après 2008 dañoo wax ne crise bi mooy conclusion yi ñu fa tiré liñ ci déparé mooy dañoo gis ne maanaam banques yi li ñuy bind ci xaalis dafa bari te loolu amut léegi nag ni ñu koy saafaraa mooy dañ leen di fixer ab capitaux propre minimum boo xam ne banque bi bala moo sañatee exercer di jël xaalisu nit ñi ak di ko leble moom ci boppam day am ab capital bu bari boo xam ne mën naa mat 100 milliards wala lu ko jege. loolu itam dañ koo fixé woon ne 2017 lañ bëgg mu tàbbi maanaam mu am waaye fi ne ba léegi amagut mooy kon ba léegi li ñu doon wax ni réalité yi ñu doon wax ni moo fi nekk tey même loolu ñu wax itam solution partielle rek lay indi waaye mënut a saafara problème bi dëgg-dëgg parce que li fi ñi ngi dox ci principe bu dépôt ak crédit boo xam ne kii lépp day fayaaleel ka fa déposé woon liggéey loo xam ne moom da cee war a jariñu fay ci banque bi fayaale ci borom xaalis ba loolu mënut a nekk loolu économistes yëpp xam nañ ne mënut a nekk moo tax ñaare ñoom ñuy conclure ne banques yi moom yokk ay problème lañ gën a man ci lijjanti problème yi am na économiste boo xam ne bi 2008 jeexee moom li mu waxoon mooy fi ne saafara solution yomb na ci problème bi saafara si mooy ne ñëpp dem ci banque yi jëli lañ fa am bu ñu ko defee banque yëpp tëj nit ñi noppal ñoom loolu la ñuy wax loolu nag mën nga cee dolli sax beneen principe bu diine mooy banque yi comme li ñuy liggéey li ci bari ci riba la àllu te yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat loolu mën naa am itam tax na ku jëflanteek ñoom rek mujj am yi jafe-jafe waaye daal bi 2008 boobu di jeex xam nga 2008 bi crise bi amee ba metti FMI publié nañ rapport boo xam ne man mi amoon naa ko lire naa ko boobu yàgg na liñ ci def ñoom FMI mooy système yi nga xam ne ñoo mucc ci crise bi
mooy yi jëfandikoo islamique yaa ngi jëfandikoo finance islamique rek ñoo ci mucc ndax moom rek mooy finance boo xam ne yan maanaam mënu cee nekk maanaam tàqalikoo économie ak finance mënu cee nekk dinañ ko gis ci kanam. ñaareel bi tam mooy inégalité sociale boobu ñu wax mooy faral aw nit ci économie bi maanaam ñoo xam ne ñu néew la ñu doon ñu dooleel leen nga xam ne ñoom duñ perte ñoom seen xaalis dañu koy garantir à 100% ba garantir leen lu ci tegee nga xam ne ñoom ñu tëdd seen kër nelaw rek saa bu at mi jeexee ñu ñëw nangama ci topp ñu jël baa ñu bàyyiwaat fa mu nekkaat fa di kiyaat loolu mënut a nekk ci finance islamique. moo tax waa FMI rapport bi ñu publié moom dañoo wax ne moom rek moo fi système boo xam ne moo mucc ci crise bi 2008 laalu ko crise 2008 bi laalu ko woon fenn mooy crise bi ñu mujj a xam ci finance ci crise financière bi nga xam ne moom mujj na am te kon loolu bu amee da ngay gis ne kon rawatina nag réew yi nga xam ne ñoom finance islamique 100% la ñuy jëfandikoo loolu mooy lu mel ne Iran lu mel ne Pakistan ñoom ñaar rek ñooy réew yi nga xam ne seen finance bépp islamique la 100% mooy banque ya fa nekkoon balaa ñuy am finance islamique sax doon jëfandikoo conventionnel bi islamique bi ñëwee dañ leen a imposer ñëpp ñu nekk banque islamique wala ñu tëj Pakistan noonu lañ def donte ñi ngi naan est-ce que dëppoo na ak l'islam 100% wala déet loolu moom leneen yeneen problème la waaye li mën a xew daal mooy ñoom finance islamique la ñu wax ne moo fay am 100%. am na yeneen réew yu mel ne Malaisie ñoom depuis 2012 dañoo wax ne bépp banque bu fay tijjeeti finance islamique ngay nekk waaye nag ya fa nekkoon lu jiitu loolu moom dañ mën nañoo continuer di wéy ci nañ doon doxee kon mooy islamique nekk gu fa 100% tamit waaye fi ne réew yooyu pour nga mën a gis tamit lu mel ne Iran wala Pakistan ma donte mën nañu faa wax yeneen problème yu fay am ay problèmes sociaux wala yeneen problème ci économie fi ne ñoom seeni choix day jeexital bu baax a baax ci économie mondiale bi ci boppam. loolu exemple yi ñu ci am xam nga Iran jamono bi ñu koy embargo boobu mooy ñi ko def nga xam ne 2012 lañ ko def waaye dossier nucléaire bi moom jiitu na loolu bi ko réew yu bare bari commencé wan gannaaw nangootuñu jëflante ak moom jiitu na loolu. ci même jamono jooju la ñuy am crise subprime bi mooy bu 2008 bi ci même jamono jooju tamit la ñuy gis pétrole di yokk ba egg ci prix boo xam ne mosu faa egg mooy barilu pétrole di jar $108 $108 baril pétrole musta egg foofu lu jiitu 2008 barilu pétrole mooy 150 litres yu pétrole. bi embargo ay Iran boobu amee lépp dañuy gis ne ci sensé wala boobu bi dossier bi réew yi commencé bañ a jëflante teg moom te loolu c'est normal mooy comme ñoom dañuy producteur pétrole yu mag a mag lañ ci marché bi ku nga xam na ne demande bi saa bu offre bi wàññi ko fekk demande bi dafa bari mooy ñiy laaj fekkee ne dañoo ëpp li ñuy jaay fokk prix yi dañuy yokk loolu lu kii la te li firin tamit ne seeni choix ñoom dafa am jeexit ci économie mondiale bi mooy bi ñuy yëkkati embargo bi xam nga ci 2015 bi lañ koy yëkkati lañ koy dindi nga xam ne léegi mën nañoo jëflante ak àdduna bi léegi. am na benn journaliste économique bu ñuy wax Thierry Coville moom mi ngi doon wax ci France 24 ci jamono jooju nga xam ne ubbee kii ko di wane conséquences jeexital yi loolu mën a am ci marché mondial bi dafa wax ni. bu dee ci pétrole yaakaar nañ ne prix yi dinañ wàccaat parce que Iran dañuy mën nañoo produire 500 000 barils par jour baril wax naa ne mooy 150 litres 500 000 barils par jour. lañ mën a produire loolu itam am na beneen gëstukat ci géopolitique bu tudd Guillaume Calonico moom lim wax mooy moo boolee ñaari fee yi xam nga bi Iran bi ñu jàppee ne ñu ngi yëkkati embargo bi rek États-Unis d'Amérique dañoo bëggoon wala en tout cas mbooloo yu mag yooyu ONU dañoo bëggoon ñu fixer li ñuy produire ci pétrole ndax jàpp nañ ne bu ñu ko defut prix yi mën naa daanuwaat bu baax a baax mooy ñu yamale ko daal. Arabie saoudite nga xam ne ku ne xam na ni moom mooy noonu Iran bi gën a mag wala ñaari noonu yu gën a mag ñoom ñaar Arabie saoudite dafa décider ne moom du wàññi li mu doon produire par contre da koy yokk bu baax a baax ndax prix yi daanu ndax Iran li ñuy jaay ci marché bi ñu bañ cee am xaalis bu bari daal ndax jàpp nañ ne ñoom li ñuy jaay mën nañ cee gaawaat defaraat lu bari ci économie defarwaat daal dañ ne ñoom duñ ko wàññi nga xam ne dañoo yokk ci lañ daan produire ñoom 800 000 barils pour mën a sut li Iran mën a indi ci marché bi fi mu bi mu amee donte choix bu Arabie saoudite bi nga xam ne choix politique la jeexital na ci waaye da nga gis ne jëmmi yëkkati embargo bi moo waral loolu yëpp diggante boobu itam pétrole wàccaat na ba fi mu ne nii ci mois de juin bii nii baril bi mi ngi jar $48 ci lu doon jar $108 ci ay 2008 mooy wàññi ko na bu baax a baax te ku ne xam na ne pétrole lu bare bari ci économie bi ci lay dox su wàññi ko lu bare bari wàññi ko waaye bu yokkee lu bare bari yokk mooy mbooloo yooyu nga xam ne ñoo bëggoon ñu fixer production pétrole bi pour mu bañ a prix yi bañ a daanu xëy na jort nañ ni loolu gënut ci àdduna bi waaye am na ñoo xam ne itam mën naa am looloo gën ci ñoom fi ne prix pétrole wàcc bu baax a baax ndax bu dee jar $48 jamono ji boo ko xoolee boo ko diviser ci 150 litres yi mën ngaa gis ne litre pétrole li muy jar fi ne ay 28 centimes dollars lay tollool loolu moo litre bu ndox ko ëpp lu muy jar fopp fi ne litre bu ndox ko gën a cher bu baax a baax
kon normalement fi ne lu bëree bëri waroon naa kiyaat ci waroon naa yombat ci àdduna bi bu fekkee ne pétrole bi noonu la doxee da ngay gis ne kon système yooyu nga xam ne aar nañ leen ñoŋal nañ leen ba influence système yii nga xam ne ci lañ dëppoo nga xam ne dañoo xam ne ci lañ dëppoo amu ci ak yàq bu bari fi mu ne ñoo gën a ñoŋ mel na ne ci économie système yi nga xam ne ñoom ñoo jëfandikoo conventionnel bi may wax nii. Thierry Coville moomu ci rapport boobu moo ne ci France 24 tamit bokk na ci di waxoon ne secteur bancaire bi aussi yàkkamti nañ embargo bi ñu yëkkati ko bañ mën a jëfandikoo bañ mën a liggéeyaat ak Iran ñu mel ne ay Société Générale ñu mel ne BNP Paribas nga xam ne ñoom BICIS bi nekk Sénégal ñooñu ay marché yu am solo lañ amoon Iran bi embargo bi amee ñoom ñëpp dañuy tëj duñ fa liggéey ba am solo. boole ci ne ba ci secteur privé bi lu mel ne ay Renault Total yi ñu xam fi xam nga Peugeot ku ne xam na ne bi embargo Iran bi amee ci sens rek dafa génn moom CAC 40 bi maanaam CAC 40 mooy ñeent fukki entreprise yi gën a mag yi gën a performant ci économie bu France nga xam ne Peugeot dafa génn moom nekkatu ca woon bokkatu ca woon parce que gis nañ ne marché bi mu perte Iran dafa bari ba nekkatu fa nga xam ne entreprise yooyu sax daanaka ñoo xaw a teg pression mën nañoo wax puissance mondiale yi pour ñu yëkkati embargo bi ci boppam donte wax nañ ne Iran dellu na gannaaw ci position bi yu bëree bëri da ngay gis ne perte économique bañ fa doon am moo gënoon a tax daanaka ñu entreprise yooyu tegoon pression bu baax a baax puissance mondiale yi pour ñu yëkkati embargo bi kon da ngay gis ne rek seen système yooyu même bu dee am na ay problème yeneen ci en tout cas ci économie ak finance ay réew la ñu nga xam ne ñu ngi ciy dox doxin bu am solo boo xam ne man Iran dem naa fa 2011 gis naa ne doxin bu am solo la ñuy dox ci wàllu googu. Pakistan itam xëy na ak guerre ba leen jigéen ak yooyu waaye bu dul loolu doxin bu am solo Malaisie gi bi ñu tàmbalee jëfandikoo finance islamique ak léegi itam seetlu nañ fa ak yokkute bu baax a baax ci seen koom-koom. loolu nag tax na 2008 rapport bi ma wax sànq ne FMI mooy Fonds monétaire international moom moo ko publié wax ne système yi mucc ci crise bi yëpp daanaka mooy système yi jëfandikoo finance islamique bu wér. bi mu ko waxee gis nañu àdduna bi yëpp daanaka dañ ci wëlbati ko jëm xam nga 2008 ak léegi ku ne xam ne turu finance islamique ni ñu koy déggee dawuñu ko ni déggee lu ko jiitu. ba ci Angleterre tey bokk ci réew yi ci gën a am doole ci finance islamique ci boppam xam nga Angleterre moom dañuy jullit sax far wala te itam bu dee l'islam itam bëgg l'islam taxu leen a jëfandikoo finance islamique réew yi ay opportuniste lañ maanaam fi mel ne France tey nga xam ne seen loi yi dañ ko daal di defaraat soppi ko nga xam ne lay booy lire code des impôts da ngay gis ay murabaha ñu koy mentionné di waxee ni ñu koy imposer ni ñu koy taxé mudaraba musharaka nangu ko fi ne réew yi tubaab yooyu Luxembourg nga xam ne tey mooy deuxième réew mi gën a développé ci finance islamique ci Europe ginnaaw Angleterre Belgique tege ci fi ne ñooy réew yi gën a bañ l'islam réew yooyu ay opportuniste lañ nag mooy fu ñu gis seen intérêt moom daaw njëkkalante ji ko mooy jàpp na gis nañu ay système la yu ñoŋ yoo xam ne waa FMI wax nañ ni système yii li fekk ñu ngi ciy dox tàqalikoo mënta am ci diggante économique finance ñoom ñuy xool naka lañ ko mën a dugale ci seen i réew ñoom itam ba jëfandikoo ko loolu benn la ci raison yi tax léegi lan moo waral ma wax ne itam finance islamique tàqalikoo mënu ci am ci diggante économie ak finance mooy gis naa ne sànq tàqalikoo gi li ma wax ne moo ko waral mooy crédit yooyu ñuy joxe intérêt bi ciy topp ak création monétaire bi nga xam ne leblante xaalis gi di ci teg xaalis nga xam ne xaalis bi lañuy benn moo nekk marchandise bi ñu koy jaay di ko jënd nga xam ne dañ lay jaay 1000 francs ci 1100 francs dañ la koy jaayee par exemple bu dee système finance islamique loolu mënu cee am finance islamique lebal xaalis mënu cee nekk parce que xard benn bi l'islam nangu mooy xard xasan mooy bor boo xam ne intérêt du ci tege kullu xardin jar na fan fa wari ba te ba ku ne xam na ne kuy liggéey da nga bëgg am dara kon boobu leb mënut a am ci finance islamique maanaam duñu leblante xaalis kon lenn moo fa am mooy dañuy financer ay projet rek lañ mën a def financer ay projet nuñ koy defee mooy par exemple tey lu mel ne mudaraba nga xam ñun ñëpp xam nañ ko mudaraba benn la ci finance ni ñuy financer projet mooy tey kii mën naa liggéey loolu waaye amul xaalis kii am na xaalis waaye mënut a liggéey wala sawarut mënu cee nekk mu jël xaalisam jox ko liggéeykat bi mu liggéey lu ci génne ci bénéfice ñu bokk ko bu perte amee itam ka joxe woon xaalis ba ñàkk xaalisam ngóor sa itam doon ca liggéey lam liggéey lépp ci temps ak yooyu mu perte temps ba ak loolu noonu loolu mooy mudaraba noonu ci fiqh daanaka noonu lañ koy jàngee loolu nag xëy na systématiser nañ ko am système bu dëgër waaye noonu lañ ci jànge nga xam ne banque bi kon bu ñëwee kiy ñëw ci banque bi soxla fa c'est-à-dire mën na ma wax sax bañ a banque mooy institution financière islamique rek laay wax soxla fa financement day indi projet bi ñu xool ba gis ne lii kat ku ko financé jàpp nañ ne mën naa nekk yanu na maanaa nangam ñu financé ko ba noppi di ko suivre buñ gisee mën na am problème ñu ne ko saa fii nga jëm baaxut fii moo baax orienté ko en plus nga xam ne en plus ñu financé projet bi dañ lay orienté nga xam ne boo gañee ci li ngay gañe ñoom ci lañuy gañe boo pertee ngeen bokk perte bi xam nga loolu amutoon ci système bi ma njëkk expliqué lu mel ne musaara par exemple tey ji baykat bi su demee bëgg a bay ami tool am na suufam am na léppam waaye amul lu mu jënd jiwu par exemple mën nañ koo xool ba gis ne li mu wax nii kat mënees na koo bay mën naa baax yaakaar am na ci
parce que risque zéro amut moom même ci banque yi ci des si amul risque zéro mais bi ñu yaakaar am na ci ñu jëndal ko jiwu mu bay bu noppee ñu seet nañ ko séddewee comme noo xam nuñ ci dépôt musharaka mën na ci am lu mel ne murabaha aussi murabaha sax moo ëpp luñ koy jëfandikoo donte moom itam wax ju bare am na ci waaye wax ji moom jàpp naa ne li koy tënk rek mooy bu dee dagan na moom bu dee dagan na te jàpp naa ne dagan na murabaha ci boppam mooy lii kat maa ko jënd ci nangam mën naa la koo jaayewaat nangam ju gën a bari nangam jooju nag bu la neexee mu nekk looy fay ñaari fii ak ñaari at bu la neexee nga fay ko léegi jàpp naa ne moom du kenn du ko fay léegi ndax bu dee loolu da nga dem dal di jëndi ko la muy jar ci prix marché bi ci boppam bu ko defee jaay ko lu gën a bari ci loo xam ne bor lay doon am na ñu wax ne mook daanaka lebal ci ak intérêt ñoo xaw a niroo waaye man toujours exemple bi ma ci joxe foofu rek mooy niroo gi moom teewu koo dagan bu dee c'est-à-dire ci l'islam te wërtatee itam jullit bi bàyyi filee te jël lii parce que mooy ku demoon ca jaaykatu ndawal par exemple jaaykatu boisson di jënd ay boisson fekk fa boo xam ne sàngara la ak loo xam ne fanta la donte ñaar ñëpp yow ñoo jariñ wala ci ndawal sax fekk fa loo xam ne rinzir la ak loo xam ne yàpp xar la ku ne xam ne ñaari yàpp yëpp faj xiif la ñuy jariñ waaye du tax nag nga ne bii laay jël parce que daganul yow sa diina dalay aaye bii la digal bee lu nga ak lu ci mën a nekk itam yow bii nga sañ a jënd baa nga bàyyi la bëgg a wax mooy murabaha bu principe bi wéree dara maanaam waru cee dissuader ab jullit parce que jàpp naa ne bu fekkee ne dagan na moo gën dem yemut sax wax ma gën waaye moom doo nga dagan dem ñu lebal la xaalis boo xam ne da nga cee teg intérêt di ko fay loolu jàpp naa ne l'islam nanguwu ko. bu ko defee kon da ngay gis ne comme système finance islamique ni muy doxee mooy ay projet la ñuy financer yoo xam ne ñoom liñ ciy gagner itam day delluwaat ci li ki doon liggéey di gagner loolu déconnexion mooy tàqalikook finance ak économie mënu ci am parce que toujours li ñuy comptabiliser ci banques yi wala ci institutions financières yi mooy li am ci économie réelle bi chiffres yi ñuy wax fee mooy yi nekk fii bu ñu ko vérifier inégalité sociale bi ma waxoon itam mooy jàng jëm ci benn boor bi amoon ci finance bële ci jaare woon ci dépôt yi itam mënu ci am xam nga bu dee ci finance islamique ñii def compte dépôt ñii def dépôt à terme itam am na ñu wax ne ci xard lañ koy def bu dee boobu lu ëpp ci borom xam-xam yi dañoo wax ne wër itam mënta nekk parce que à moins que dépôt bi doon dépôt boo xam ne soxlawaatoo ci dara après mais bu dee dépôt la boo xam ne mën naa yokk ko mën naa wàññiku xard mënu cee normal parce que bu dee bor lebal ci l'islam kullu xardin jarra naf'an fa huwa riba ja ci la ñuy delluwaat ba léegi bu ko defee dépôt yooyu ci principe bu mudaaraba ñoom lañ koy defee mooy demee dañuy def ak mudaaraba banque bi mudaaraba boo xam ne mudaaraba mutlaqa lay doon mooy amul tënk mooy tënkaluñ la benn secteur d'activité boo xam ne ci ngay liggéey dañaa jox alal ji ne la liggéey ci daal fii ak at boo ci gañee ñu bokk liñ ci gañee ci pourcentage bu ñu juboo banque bi daal di jëlaat mudaaraba bi liggéeyaat ca keneen koneen ki mu koy joxaat du ko defee moom banque bi li mu ci am mooy li muy séddoo par exemple ka fa defoon dépôt bi principe bu mel noonu wala principe bu wakaala rek tout simplement wakaala moo xam ne banque bi wakil lay doon ci alal ji mooy dañ ko jox ngir mu defal ma ci ab mudaaraba ma fay ko boobaa nag dama koy fay ak fay gu fixe loolu moo dagan ci wakaala tamit fay gu fixe laa ko ciy fay bu ko defee lu génne ci liggéey ba man maa koy moom compte bi waaye bu perte amee itam damay perte nga xam ne kii déposé xaalisam fi ne moom itam mën naa perte maanaam capital bi kenn protégé lu ko à 100% comme nañ ko waxee woon ci finance conventionnelle bi nga xam ne dañoo protéger capital bi non seulement à 100% mais li ci dolli ko tamit dafa garanti maanaam dara mënu ko ko tee jot. loolu principe bii nag nga xam ne moom laa leeral nii maanaam mënta am inégalité sociale mënta am itam déconnexion wu finance ak économie maanaam seen tàqalikoo bu dee principe wakaala boobu itam bariwut sax lu ñu koy jëfandikoo ci kii waaye ab amalgame amoon na ci parce que Cheikh Tantawi bu Cheikhul Azhar bu njëkk bi génn àdduna bu yàggut xam nga mus nañoo wax ne dafa daganal fawaidul bunuk bi ñu waxee loolu ba eggal defaat na beneen interview ak journaliste wax ni moom daganalut fawaidul bunuk maanaam liñ ko laaj ab laaj bu spécifique la mooy dafa am ko laaj koo xam ne tudd na turam daa ne ku ma xam la ci diine lépp mu wax ma ni ma day am ci man ab banque laa yor day am ñuy ñëw xam nga Égypte bari na ay bunuk islamiya yoo xam ne ci principe islamique yëpp ci la ñuy dox koo xam ne nag day ñëw ci man clients yi bu ñu may jox seen alal dañ naan ma anta muwakkalun fii maanaam baat boobu la jëfandikoo mooy ci nga defal ma ci ab investissement investiril ma ko fu la neex li ci am solo rek mooy na dagan finance islamique itam li ñuy wax mooy investissement bi banque bi sañ a def ci alal ji faaw day dagan maanaam kuy jaay sàngara su ñëwee banque bi sañu koo def financement ak lu projet bi rentable kuy jaay lu daganut tamit noonu bépp activité bu daganut duñ ko financer mooy la ma waxoon ceg njàlbeen mooy non seulement capital matériel bi fi muy jógee dafa war a dagan waaye liggéey bi ci boppam li muy porter dafa war a dagan Cheikh dafa wax ni ki ko laaj loolu la ko wax dañu ko ñoom bu ñu ma joxee alal ji daan ma investiral ma ci fu la neex
ma investir leen bu ñu noppee ñu fay ma waaye dañ naan ma investissement bi lu ci dolliku itam yaa moom 10% yi par exemple lu ci dolliku ci alal ji rek yaa moom 10% yi Cheikh Ousseyn daan ne nag loolu laa wax ne jaa'izun noonu la ko waxee nga xam ne amalgame bu bari amoon na ci banque yu bari daal di jël loolu wax ne waaw fawaid bunuk dagan na parce que Cheikh Ousseyn moo ko wax li may wax nii mi ngi ci net bi ku fa dem itam di nga ko fekk am na sax lien yi am rapport fu ma ko bindoon bëggoon koo joxewaale waaye aw moon jotuk imprimer ko bi may ñëw pour ku bëgg a dem ci yi may wax ni yëpp ci fatawa yi ma fi wax wala yi ma fi wax yëpp nii bu dee ci assurance yi tamit assurance islamique ni muy doxee mooy xarar bi ñu waxoon léegi mooy bàyyul xarar bi ñu waxoon fële amu ci parce que fonds yi investir mooy ñiy joxe weer wu jot ñu joxe dara fi ne lañ fa joxe ñoo ko moom maanaam demee ne ab teg la bu ñu fa bokk liñ dëppoo mooy ku am problème ci ñun ñii ko séq nañ ko jox ci xaalis bi mu lijjanti problème am léegi xaalis boobu itam ki koy yor nga xam ne moom itam wakil lay doon ci alal ji nañu ci liggéeyal nag liggéey bu mu gis na dagan na rek mu liggéeyal ñu ko ci lu ciy dolliku tamit chaque année dañuy def ab inventaire xool li dolliku ci alal ji ñu séddalewaat ko ñi nga xam ne ñoo doon joxe su leen neexee tam ñu bàyyi ko fi pendant 5 ans pour mën a prévoir yenn risques yu mag yi nga xam ne mën na leen a dal waaye lu mu bari la fa nekk ca ndayu jaag la ca jur lépp maanaam ña ko doon joxe ñoom ñoo ko moom ki ci liggéey dañ koy fay mu ciy liggéey mën naa namit nag mu nekk principe mudaraba mooy moom ñu koy fay ci li nga xam ne ci bénéfice bi lay jóge mooy ab pourcentage bu ñuy dëppoo wala ñu koy fay lu fixe mu nekk principe bu wakaala waaye alal ji moom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fa def ñoom ñoo ko moom assurance islamique yi tamit fi ne yaatu na bu baax a baax ci dëkk yu baree bari xëy na ci dëkk yi moom amagu fi ndax finance islamique ci boppam moo fi bu amagut waaye mais ba ci France man am Noura assurance bu ma xam la nga xam ne dem naa fa ba tey def ay yenn mission yu ñu fay def xam naa ko bu baax ci principe yi ci la ñuy dox nii lañ koy doxalee tamit bu ko defee bu dee ci Sénégal gii nag nga xam ne wax naa ne amagu fi jan ëllëg lañ fi mën a yaakaar ci finance islamique bi ma wax nii léegi ginnaaw bi ñu gisee ne par solution la ci crise yi di mujj am yëpp ndax crise 29 bu 74 bu 2008 bi yëpp gis nañ ne problème yi crise financière la njëkk a doon balaa muy nekk crise économique ndax crise financière moom fu mu amee rek crise économique moo ci topp nañ ko xaar parce que rapport bi ma wax ne moo am ci seen diggante ñoom ñaar moo jigee goo xam ne saa buñ tàqalikoowee crise am saa bu benn bi amee jafe-jafe itam finance rawatina économie da koy daldi am te itam problème yi am yépp ci àdduna bi nga xam ne tey day mel ne moom lay baat buñ miin la léegi mooy naan système capitaliste moo koy favoriser mooy les pauvres ñooy continuer di ñàkk ñi am di continuer di am loolu la ñuy wax waaye bu dee Sénégal yaakaar diñ mën a am ci finance islamique bi ci jiitu mooy lii fi nekk moom dafa mel ne nit ñi taxut mu jubu leen système financier conventionnel bi taxut mu jubu waa Sénégal loolu mooy liñ constat bi ci njëkk a def xam nga boo demee fi mel ne France tey dañ naan la ñi am compte bancaire ñi ngi toll ci 95% population bi maanaam ba ci xale yi doog a judd lañ koy am nga xam ne ay 5% ñoo ko fa amul Sénégal ba léegi 30% yi la ñuy wax mat naag matut te 30% yi itam li ko matal mooy jàngalekat yi nga xam ne ñëpp dañ leen wax da ngeen di ubbee compte ñu leen ciy fay ak jàngkat yi étudiants yi ñu wax ne ñëpp da ngeen di ubbee compte ñu leen jox seen bourse yi nga xam ne bu génnee loolu 6% la ñuy wax naan moom la dool maanaam ñi nekk ci banque yi ami compte dem fa seen coobaree bopp fi ne ci 6% la toll kon da nga gis population la boo xam ne système conventionnel bi jubuwu leen lool te itam boo seetloo day mel ne culture nit ñi système finance islamique la gën a dëppool ci Sénégal ci la ñuy gën a dox ci li informel xam nga mudaaraba bi ma wax léegi soo xoolee boutique yi ngay gis ci koñ yëpp daanaka ci principe boobu la ñuy dox mooy benn waay bu am alalam daal di charger ab boutique jox ko nit mu ci liggéey ñetti weer wala juróom benn weer yu ñu def xool boutique ba la ca topp ñu séddoo loolu mooy mudaaraba fi ne mudaaraba muqayyada la waaye mooy mudaaraba mën nañu ko def mudaaraba mutlaqa bu ñu neexee ci jox la xaalis bi nga dem liggéey lu la neex wala ma tënk ko ci secteur d'activité bi man dañ koy définir sama alal ji daal ci sàngam rek nga ci mën a liggéey mooy boutique bi rek ci nga mën a liggéey ci sama alal ji loolu mudaaraba la musharaka gis nañ ko fi xam nga ne ñu bari ñaar ñoo xam ne dañoo bëgg a def loo xam ne par exemple 10 millions lay def kenn ku nekk indi 5 millions wala ñett ñu indi daal ñu boole liggéey loolu mooy musharaka fi loolu la système financier islamique di encourager def ko de manière à ce que ñi koy séq duñu xamante xam nga boutique koñ bi tey ki koy jox boutique bi rek mooy ki ko xam léegi def système boo xam ne nag mboolem ñi nga xam ne dañoo yor alal yoo xam ne dañoo bëgg mu liggéey ci commerce par exemple ay fonds yu mel noonu ci lañ koy def mboolem ñi mën a yëngu ci commerce am ci qualification te amuñ alal mën faa dem jëli ko fa ci principe yoo xam ne dëppoo ak l'islam kon war naa mën a nekk Sénégal ndax jéego bu gàtt ngay doxaat rek pour egg ci loolu ndax déjà nit ñi ñu ngi koy defal seen bopp principe bu muzaraa aussi gis nga ne am na daal en tout cas ndax ci dépôt bancaire yi xam nga borom xam-xam yi koy jéem a daganal donte bariwut dañuy wax ne dañ jàpp ne ab contrat bu bees la bu xew waaye man fi ne loolu dama jàpp ne comme l'islam am nañ ci lu mat ñaar fukki contrat wala ñaar fukki ak juróom yoo xam ne yépp ci mbirum am lay dugg jàpp naa ne bu mën a doon mën nañoo fexe ba mu dëppoo principe yooyu ci ñaar fukki ak juróom yooyu lu dul ne saa bu nekk rek ñu sosaat ne contrat bu bees la kon nañ ci def àtte bu bees daganal ko wala ñu nangam loolu xëy na man du man maa qualifié pour wax ci loolu waaye jàpp naa ne itam ñaar fukki contrat yi nga xam ne yépp gis nañ ne ay contrat
commerciaux la ay contrats commerciaux la ci l'islam génn ko di wutaat yu bees jàpp naa ne soxlaaguñ ko ci àdduna bi ci boppam. su ko defee comme loolu ma wax ci Sénégal mooy mel ne culture nit ñi kon jubu na lu mel ne ay mudaraba lu mel ne musharaka lu mel ni muzara dañ koy def ñu ngi koy def mooy li ñu koy def rek mooy faaw nag ci relation de confiance lay tege relation de confiance koo xam te wóolu ko bu ñu defoon nag fexe ba teg ay normes yu ñuy encadrer yoo xam ne jubadi du ci mën a am comme ni mu amee ci système financier conventionnel bi bu ko defee jàpp naa ne mën nañ koo gën a yaatal te mën naa gën a doon njariñ ci Sénégal loolu gëstukat yu bari fi ne nii loolu lañu wax mooy Sénégal ci loolu la njariñam gën a nekk te dëkk yi koy def itam gis nañ ne résultat yu baax lañ ci am ñoom ñëpp te loolu itam jàpp naa ne bokk na ci boo ku ko bëggoon a def itam li koy yombal mooy mu bañ a reposer wu ci modèle banking man loolu laay wax ci banque mu bañ a doon modèle boo xam ne banque lay doon waaye mën naa nekk modèle fonds par exemple fonds nga xam ne dañuy wax ne fonds boo xam ne fonds agricole lay doon maanaam fonds muzaraa maanaam sunduux boo xam ne ci ziraa dong lay def parce que am na koo xam ne moom bay la bëgg maanaam bu sañoon alalam ci mbay lay dem nga def naa waa Daaru moo wax ci moom ñoo war a jiitu ci loolu ndax borom daaru ni ko sëñ bi dénkoon bay nga xam ne koo xam ne bu sañoon alalam ci bay rek lay dem nga xam ne ci fonds boobu bu ko fa defee ñi mën a bay ñëpp ci àdduna bi tam te amuñ luñ bay alal duñ bay foofu la ñuy ñëw ñoom nga xam ne foofu moom mbay rek lay lijjanti lu jëm ci mbay rek fa la ñuy ñëw nga xam ne du soxlaati léegi man su ma bëggee mën a bay aw ma jiwu faaw ku ma xam laay dem laaj mën na maa dem ci fonds yooyu ñu jox ma jiwu ma bay ci anam goo xam ne ñoom itam gëstu nañ ko ba xam ne lii wér na toppatoo ko saytu ko ba ca war bu ko defee la cay génnee dina amal njariñ ki ci doon liggéey amal njariñ kooku institution boobu nga xam ne mooy gérer fonds bi ci lañ koy fay amal njariñ itam ka fa defoon alalam mën ngaa def itam lu mel ne ay fonds nga ci mën a def ay fonds yu mel ne ay fonds commercial lay doon ci mbirum koo xam ne alalam bu sañoon ci commerce rek lay dem mudaaraba par exemple tey fonds yu mel noonu mënees na koo def nga xam ne ci loolu rek lay yëngu moom itam nga xam ne ay fonds lay doon yu tàqali ko xam nga léegi yorub banque moom bëgg di gérer loolu yépp lu mat ñaar fukki contrat personnel bu compétent bu ko mën sax jàpp ma ne dina yomb mooy tey li gën a problème yi gën a posé wu ci banque islamique yi mooy loolu mooy non seulement ki ciy liggéey war naa xam bu wér àttee diine yi ngir contrat bi ñu ko yët mu xam fu ci diine yam ak fu mu ci tàmbalee ba noppi xam bu baax a baax économie ak finance li ci aju te loolu jàpp naa ne compétence la boo xam ne yombut a gis mu daja ci benn nit. bu ko defee nag fonds yooyu li muy yombal mooy loolu mooy dañuy spécialiser tâche yi ci boppam liggéey yi day beru maanaam fonds agricole kese nga xam ne moom lu jëm ci bay bu dëppook l'islam lay dem ñi am ay fonds yu ñu ci indi ak ñi am ay luñ ci yóbbu ba yooyu jeex loolu itam mën naa dem ba weesu sax modèle fonds mën naa dem egg ci lu ñuy wax ci di ko def lépp ci internet bi mooy lu ñuy wax crowdfunding nga xam ne boo demee ci réew développé yi tey am na fa ku am ab projet am bu rentable mu dugal ko ci internet bi caractéristiques yeeg lépp ak ni ci demee ñi koy xool bu ñu xoolee ba gis ne projet bi intéressé na ma investir ci sama xaalis ñu ko defee ñu jël contact xool nuñ dajawee fu ne ci àdduna bi France tey avancé na fa lool defoon naa ci ay gëstu ci année bi ñu nekk nii waaye lu fa yaatu la ci États-Unis d'Amérique noonu modèle crowdfunding boobu jàpp naa ne mën naa doon limite modèle bu mën a nekk fii ci Sénégal waaye daal modèle banque moom jàpp naa ne du mooy modèle bi gën a efficace ci Sénégal waaye sax ci finance islamique ci boppam loolu nag sama xalaatu bopp la sama xalaat personnel la boo xam ne itam loolu la yàgg naa ko di wax bu dee li ma jàpp ne itam moo xëy na mën a gàllankoor doxin woowu nag ci Sénégal te xam naa foofu lay tëjee ngir bu fekkee ne am na ay laaj yu ñu ciy laaj bu fekkee waxtu wi xatul mooy li ma jàpp mooy li ci njëkk mooy nit ñi ñàkk a xam maanaam mën a nekkub finance islamique fi mel ne Sénégal daa mel ne nit ñi yëguñ ne war na fee nekk te loolu problème la mooy nit ñi opinion publique bi li ci nekk rek mooy daal lii lañ am mooy banque yi fi nekk nii nañ ci jàppandi mooy manifester wuñ benn yoon besoin soxla nañ finance islamique pour mu mën fee nekk ndax lu mel ne ay France ay Angleterre Sénégal la ñu ëpp jullit fukki junni yoon réew la ñoo xam ne duñu ay réew jullit waaye population ba ñoo yëg ne lii kat am na njëriñ seen économie ñu demandé ko demande boobu ci la leen particulier yi nga xam ne mën nañoo taxawal loolu wiisee ba def ko fa Sénégal nag daanaka doo dégg sax ñuy réclamer wane ne lii fi nekk nii ci système finance bi baaxut dañoo war a am système bu ko gën a baax loolu nag jàpp naa ne blocage dëgg la parce que li fekk mi ngi doxee noonu ñi ko man te war koo def motivation bi def ko duñ ko am te jàpp naa ne luñ war di dénoncer la di wane ne lee non seulement dëppoowut ak suñu diine waaye itam efficace ci suñu économie c'est-à-dire économie yu ndaw yi réew yi nga xam ne seen économie suqalikut bu baax bu maintenir économie conventionnelle bi ak finance conventionnelle bi seen économie boobu dugg rek ci dem rek ci économie ñu am doole ñi lay def. beneen bi des tamit mooy ñu norme juridique yi maanaam droit loi yi ko war a encadrer jàpp ndal ko ba mën a am itam ñu préparer ko comme ni ko réew yi ci des di defee loolu nag BCEAO ñoom wax nañ ni ci 2016 bi dinañ ñu indil ay loi yoo xam ne dina dëppook finance islamique ñu ngi koy xaar bu baax a baax jàpp nañu dinañ ko def en tout cas wax nañ ko ci forum bi ñu doon def Dakar ci finance islamique seen ke leen fa teewaloon loolu la wax nee na ñu ngi ci te jàpp nañu ci 2016 bi dina baax kon xam naa point bi ñu tëjee daal moo ñu gëm ne
règlement yi li mu war a jariñ cadre règlement maanaam mooy topp évolution mbir yi maanaam loi yi Sénégal itam problème boobu dañ ko am mooy loi yi daa mel ne du topp mbir yi bu mbir yi évoluer ñu jëm leen a encadrer maanaam loi yi au lieu ñuy taxawloo évolution bi maanaam ñu koy stopper ñu encadrer ko Sénégal nag daa mel ne moom bu fi defee lañ gaaw bu fi defee maanaam lu yëkkati ñu ne dagg maanaam loi yi da koy aaye maanaam loi yi permettre ku fi def loolu te loi yi wër la jariñ loolu loi yi li ñu war a jariñ mooy bu mbir yi dee dox ñu fexe ba encadrer doxinu mbir yi waaye bañ leen a taxawloo maanaam réew yi développé yëpp ci ay loi lañuy jiitoo maanaam dañuy fexe ba saa bu ñu yëgee ne soxla nañ dara ñu préparer terrain juridique bi laa bëgg a wax ndax bu dee ci liste bu dee ci li jëm ci wàllu gi fi ne tey problème yu juridique yu jafe yu bari moo ci am yoo xam ne xëy na du woon kii bi moo tax duñ ci mën a wax waaye jëmmi nature activité wu finance islamique moo dàqonteeg li ñuy wax ak li maanaam li loi bancaire yi maye maanaam code bi nga xam ne mooy régir lu jëm ci affaire yi banque mayewut bépp benn institution financière islamique muy def activité commerciale te li ma wax sànq finance islamique dafa mel ne lépp dafa reposé wu ci activité commerciale ndax dañuy financer projet bi nekk ci associé wala ñu nekk ci actionnaire nekk ci partenaire ci boppam loolu déjà loi bi permettre ko France problème boobu lañ am moo tax ñoom dindi nañ loolu maanaam fexe nañ ba encadrer finance islamique defal ko muy loo xam ne dañoo spécifié ci biir seen code bi ne permettre nañ ko bu dee ci finance islamique bu dee ci lu mel ne murabaha nga xam ne day am ñaari jënd parce que banque bi ba mu koy jënd da ko enregistré woon bi mu koy jaayaat dañ ko war a enregistré dafa mel ne kon day am ñaari droit de mutation wala ñaari lu ñuy fay ci ay honoraires France dañoo wax supprimer nañ benn bi maanaam bi dox ci diggante banque islamique bi ak ka ko doon jaay dañ koy supprimer du fay droit yooyu léegi mu yam ak lële ndax bu ñu ko defut day mujj cher ci ki koy def yooyu yëpp pour encadrer évolution bi lay doon waaye bu dee fii nag li ngay seetlu rek mooy dafa mel ne juridiction bi maanaam droit yeeg yooyu maanaam gàllankoor doxinu mbir yi lañ gën a mën ci encadrer leen mooy lu njëkkati rek ñu ne loolu droit bi nanguwu ko te duñ xalaat lu ñuy def ba droit bi nangu ko ngir ñu mën a avancer jëm ci leneen jàpp naa ne loolu tamit ab jéego la bu ñu war a xalaat seq ko bu ñu bëggee finance islamique am aw doxin wu mucc ay fii ci Sénégal xam naa loolu foofu la ñuy tëjee bu ko defee bu fekkee ne rek am na ci ay laaj yu ci ñëw ñu yeggalee ko ci laaj yi ndax fi ne mel na ne waxtu waa ngi sori wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Souhaïbou Diop ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee te mu jëm ci wàllu koom-koom ak ni nga xamante ne noonu lay doxee ci àdduna bi te nga tànn ci li ñuy tuddee finance islamique andi ci tamit ak leeral goo xamante ne leeral gu mat sëkk la ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba Serigne Kosso Sy moom la ñuy dalal fi jotaay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci sabilul wusul mooy yoon wi nga xamante ne ci la nit ki mën a jaar ba àgg ci boromam xam naa ne ñu fàttali rek ne mbokk yi nga xamante ne ñoo fi andi woon ay laaj lu aju ci wàllu fiqh kuréel gi nga xamante ne ñoo méngoo gëstu laaj yooyu ak tontu ko xam naa ne dañoo jëkkagut ci tontu laaj yooyu rek waaye incha allah saa yu njëkkee rek laaj yi nga xamante ne jotoon na fa rek ci wàllu fiqh incha allah dis na ko tontu xaj na suba wala ginnaaw suba incha allah ñu fàttali rek ne képp koo xamante ne bëgg nga ñoo topp ci télévision yi ak rajo yi ak ci internet bi rek bu dee ci télévision yi Lamp Fall TV ñoom minuit la ñuy jàllale waxtaan wi bu dee Touba TV ñoom juróomi waxtu ci ngoon muy 17h ci lañ koy jàllale bu dee Diaspora 24 tamit ñoom minuit ci guddi wala 13h muy benn waxtu ci bëccëg dañuy jàllale waxtaan wi ba tey tamit ci internet bi Touba Vision Touba Info alazhartouba.com Bichri TV Baol Média site internet yooyu yëpp ku ci dugg rek incha allah da nga mën a ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu am ci barab bi nii. ba tey tamit ñu fàttali rek ne rajo Darou Moukhty FM ak Niakhène FM ak rajo bi nekk Kébémer yooyu yëpp ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def. yeneen rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi tamit yëpp waxtaan wi gis na ko jàllale kon xam naa ne pour njëkkanteeg waxtu wi rek ndax waxtaan wi am solo gom solo tax na laaj yi xaw naa bari dañuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane kon ñu jox kaddu gi al oustaz Ahmadou Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moom la sëriñ bi doon laaj ju aju ci li nga xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaane
a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahimi wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sëriñ Souhaïbou Diop ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñu ngi lay sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. liñ doon séentu ci waxtaan wi mën nañoo wax ne am nañ ci lu kawe li koy firndeel laajeel ci la mbokk mi nee na ginnaaw bu rafetlu waxtaan wi pare dafa doon laaj lu tax sun banque yi seen intérêt dafa cher lool bi ci des muy laaj ba xam banque islamique waaw muy laaj sun banque yi dafa seetlu ni seen intérêt dafa cher lool mu doon laaj loolu. waaw loolu bi may wax ci système banque yaak ni ñuy fonctionner waxoon naa ne bu dee réew moo xam ne risques yi dafa bari maanaam risques yi pour nit ñi mën a delloowaat fay li ñu leboon pour ñu mën ko delloo risques yi dafa mag risques yooyu luñ gën a bari taux d'intérêt bi day gën a bari. tam boo demee ci réew yi nga xam ne risques yi bariwul maanaam réew yu développé yi nga xam ne ñaare kii leb waxtu wu nekk jàpp nañ ne mën naa indiwaat li muy leb maanaam am na lu ñuy wooyee solvabilité mooy mën a fay ak mën a fay kooku buñ koy lebal ñaare taux d'intérêt bi mën naa bañ a bari. c'est-à-dire boo demee ci réew yu développé yi fi ne ay 3% sax dañ ciy leblee 4% 5% 6% 7 daanaka du wees 7% mukk lu mel ne ay France ak yooyu mais boo ñëwee fii 7 googu lay tàmbalee jëm kaw jëm 12 loolu li koy waral ñaare mooy dañuy jàpp ne kii mën naa bañ a fay te léegi ñi dul fay intérêt yu bari yooyu ñuy fay feneen moom la ñuy combler gap boobu noonu loolu moo ñaare looloo koy waral ñaare réew mu la gën lee économie moo lay gën a néew ay risques ci wàllu googu te réew moom itam moo lay gën a néew ay taux d'intérêt yu ñuy appliquer ci banque yi. jërëjëf mbokk mi nee na banque yi ci réew mi ndax ni ni tege intérêt maanaam ni ni teg intérêt ndax yomb naa liggéey ba am ci dara kon ku ci bëgg a liggéey ba am ci dara ban système ngay jaar ndax comme ni mbokk mu njëkk bi li mu laaje woon léegi ki itam loolu la laajaat mu ni banque yi ni ñuy teg intérêt ndax mënees na cee liggéey ba génn ci. waaw loolu moom lu jafe la xam nga loolu laa waxoon ci njàlbeen gi ne bu dee réew mu mel ne Sénégal ni ñuy liggéeyee nii en tout cas ku amut alal lool nga xam ne yow da ngaa bari xaalis di liggéey léeg-léeg da ngaa gis ne rek problème mu capital ngay faral di manqué nga xam ne da ngaa bari xaalis waaye da ngaa bari looy liggéey. bu dul ku mel noonu moom boo ci duggee dañ ci des bu baax a baax parce que intérêt yi dafa bari te bu dee kuy doog a jóg di liggéey li muy am du bari bénéfice am du bari bénéfice bu bariwul nag boo ci bëggee fay ñetti nit mooy yow sa jëm bopp ginnaaw bi nga génnee say frais war cee fayeeku fay ci banque bi fay ci ka moomoon alal à la base loolu mënta nekk loolu mënta nekk. bu dee nag commerçant bu mag a mag nga xam ne moom ay millions yu bare bari wala ay milliards la yor kooku fukki millions wala ñaar fukk wala téeméeri millions yi muy jël ci banque bi mën naa am mu mën koo fay moom ndax lim liggéeyam bari na bénéfice am itam bari na waaye bu dul kooku rek bu ci duggee jafe-jafe dëgg mën na ko ci am te kooku itam risque am na ci bu baax a baax ndax retard de paiement yi saa bu amee li ñuy doubler la nga doon fay saa boo yéexee fay intérêt bi day gën a yokk te intérêt boobu di yokk fi ne mooy gën a bari sax lem doonoon à la base loolu nag moo am na risque waaye ki nga xam ne ku ndaw la moom commerçant bu ndaw buy doog a jóg mooy yooyu moom lu jafe-jafe amee dara la. jërëjëf mbokk mi day laaj mu ni lu tax xaalis di gën a foor morom ja maanaam lu mel ni dollar ak CFA ak xaalis yi ñu gën a foorante loolu lu koy waral. waaw loolu moom ñaare li ci jiitu bu weesoo politique bi moom li ci jiitu mooy économie bi xaalis boobu nekk maanaam ku ne mën ngaa defaral sa bopp sa xaalis waaye sa économie ni mu toll li ngay jaay ci biti ni mu toll loolu day jouer ci sa xaalis boobu dooleem ci muy am da ciy jouer bu baax a baax donte nag ñi nga xam ne ñooy puissance yi moom sañ nañ jékki-jékki évaluer seen xaalis yokk valeur am wala ñu wàññi valeur am waaye loolu ci yoon marché bi moo ko doon def maanaam demande bi ak offre bi mooy li ñuy jaay di ko exporter ak li ñuy importer rapport boobu noonu moo war a déterminer valeur xaalis bi donte nag ñoom léeg-léeg lu mel ne Chine dañuy gis mu koy def lu bari jékki-jékki dévaluer xaalisam mooy wàññi dooleem parce que léeg-léeg booy jaay ci biti lu bari sa xaalis lu mu gën a néew doole mooy gën ci yow ndax boo jaayee ci biti bu dee li ngay jaay ci biti moo ëpp li la waa biti gi jaay soo jaayee ci biti par exemple dollar marché international bi ci dollar la ñuy jëfandikoo bu dollar bi soo ko indee ci sa réew boo ko wecc ko bu dee sa xaalis dafa néew doole day bari su baree nag léegi ci biir réew mi xaalis bi fii circuler day mën a bari loolu moo waral bu dee économie bu néew doole bu dee économie boo xam ne li muy exporté dafa bari kooku moom xaalisam néew doole moo gën ci moom fi ne xaalis bi néew doole gi ak fort gi amu ci solo lool
li ci am solo rek mooy yow da ngay li ngay importer wala li ngay exporter nu mu toll maanaam économie dëkk bi dëggantaan moo ci am solo te itam loolu ci yoon moo war a déterminer fooraayu xaalis bi wala ak ñàkk fooram donte nag léegi politique dugg na ci ba puissance yi mën nañ xëy décider d'évaluer benn xaalis wala ñu évaluer benn xaalis léeg-léeg ñu dégg fi léeg-léeg jékki-jékki dégg rumeur franc CFA dañ ko war a dévaluer te doo xam ci ban base économique lañ ko teg loolu day am. jërëjëf mbokk mi mu ne day laaj li ñuy wax plan Sénégal émergent ndax am na yaakaar ci suqali réew mi ak bu ko amee ci seen wàll lay doon. loolu dama niru na lu xaw a jël itam tuuti waaye xanaa ñoo ci xam rek plan Sénégal émergent man moom liir naa ko mooy liir naa ko gis naa ne dama am solo ci ay xalaat na nga ja waaye problème yu bari itam am na ca ci wàllu finance ba ci boppam ndax dañuy wax nangam ci xaalis ko war a def nangam ci xaalis nag ñaari ab projet de société wala projet de développement li ciy jaadu ci bindin ba mooy saa boo waxee nangam war naa nekk ndax nangam lay jariñ nangam ji itam nangam a ko war a def ci xaalis nga teg xaalis boobu barab sàngam lañ koy jëlee barab sàngam boobu dañuy jël xaalis bi nag moo ci manqué moo tax li ngay laaj mooy est-ce que lii ñu wax nii dinañ ko def wala duñ ko def est-ce que réalisable na parce que xaalis ba bari na te binduñ benn yoon fu muy jógee daa mel ne daal li ñu tënk mooy dinañ ko wut lu ñuy wut nag war cee defar te xamoo dinañ am déet basé wu ci moom du yomb waaye nag xalaat ya moom xalaat yu rafet la yoo xam ne jàpp naa ne mën naa soxal réew mi bu baax a baax ci wàllu yooyu nga xam ne ci la jëm. jërëjëf mbokk mi day laaj mu ne lan moo waral Sénégal banque ribawi yi ëpp fi banque islamique yi banque yi nga xam ne banque ribawi yi moo fi ëpp banque islamique waaw loolu moom day mel ni mooy daanaka xaw nañ koo juñ ci biir waxtaan wi lu ko jigee mooy banque ribawi yi mooy banque conventionnelle bi mooy li nga xam ne adduna bi ci lañ dëppoo waaye teewut Sénégal moom war nañoo fexe ba yee ëpp fi loolu nag maa wax ne nit ñi ñoo war a wane ne soxla nañ ko maanaam bëgg-bëggu nit ñi wane ji daal moo ci des maanaam dafa mel ne dañoo wane ne li fi nekk baax na doy maanaam bëgg nañ ko waaye amul dara lu nga xam ne maanaam war naa justifier yee ëpp fi bu dee ci ay jullit fii la ëppee te itam potentialité bi mi ngi fi maanaam marché bi mi ngi fi maanaam Sénégal daanaka li ñuy def ci les informel wax nañ ni 80% économie bi secteur informel bi la nekk te secteur informel boobu boo ci demee daanaka ña ngi cay fekk mooy ña nga xam ne ca daaree lañ génne ci téye daaree xam-xam yi lañ fay jëfandikoo itam dañ ciy sàmmonte bu baax a baax l'islam ci anam yu bëree bëri nga xam ne wax naa ko léegi ci kaaw boutique yi yeeg kenkaayir yi nga fiy gis ak liggéeykaay yu bari ci informel bi liñ ko taxawale lu l'islam nangu la daanaka boo ko xoolee day tolloog mudaaraba ba mu tolloog musharaka ba mu tolloog yooyu te yooyu mooy li l'islam nangu kon banque islamique yi mooy fa waroon ëpp ndax économie bi lii moo ci gën a bari mooy informel yi beneen bi dolli ki tam mooy banque conventionnelle bi ñi ci nekk bariwul wax naa fi léegi 30% taux de bancarisation loolu bariwul kon 60% yi anañu wala 70% yi ñooñu fi ne ñooy ñi nga xam ne ci islamique bi lañ nekk waaye nag wane wuñ ne dafa mel ne wane wuñ ne bëgg nañ ñu defal leen ko ab système donc loolu blocage la faw nag ñoom itam ñu demander ne dañoo bëgg ñu encadrer ñu di ci loi yi dañoo bëgg itam ay banques yu dëppoo loolu mel na ne sax am na laaj boo xam ne dinaa ko anticiper fii nii mooy am na ko laaj ne banque islamique yi lan moo tax ndax li ñëpp li ñuy def l'islam dëppoo naa l'islam wala déet Sénégal amagu fi banque boo xam ne 100% islamique amagu Sénégal banque islamique bi Sénégal bi nga xam ne moo njëkkoon a nekk banque sénégalo-tunisienne moom moo fi ne banque boobu ñi ngi ciy jéem nag ñoom personnel bi nag maanaam personnel bu qualifié boobu moo fi nekkagut Sénégal moom personnel bu mën a lijjanti banque islamique amagu fi bareegu fi boobu ñaareel bi tam mooy banque boobu ñi ngi def ay formation ñoom seen bopp pour dëppale li ñuy def ak l'islam defe naa am na ay comité yu ñuy def mooy li ñuy woowee charia board mooy comité charia chaque mois ñu daje xool ba xam contrat ya fa nekk mi ngi dëppoo ak l'islam ci yenn yi wala déet waaye teewul ku fa dem bëgg contrat bu dëppoo ak l'islam itam ñu defal la ko loolu kon mooy 100% islamique li muy doon mooy ñun suñu liggéey lépp ci contrat yu islamique lay basé wu li ñuy def lépp daal am na ay borom xam-xam yu nekk ci ginnaaw yu koy valider ba noppi ba ne dëppoo na ak l'islam ñu doo ko def loolu amul Sénégal. jërëjëf mbokk mi day laaj lan moo dox diggante finance islamique ak yeneen finance yi lu leen toqale ci diggante bi. waaw loolu itam mel na ne xawoon naa ñëw ci waxtaan wi mooy wax naa ay finance yu bari yu ma tudd finance yooyu benn bu ci ne day dellu ci seen i valeurs yi bopp yañ jàpp yañ am ci seen corpus religieux bi mooy seen alxuraan wala seen hadis bu dañu jullit ñi seen sunna bu dul jullit ñi seen i delluwaayu diini am nag système boo xam ne adduna bi ñoo ci dëppoo muy système conventionnel di ko doxal nga xam ne daa mel ne ñëpp lañ ko jox waaye itam loolu système boobu nag bu
conventionnel boobu mooy fonctionner ni ma doon wax léegi mooy ci crédit yi nga xam ne taux d'intérêt la ñuy fonctionner dañ lay lebal xaalis nga dem boo ñëw indi lu ko ëpp loolu mooy li ci gën a bari am na lu ñuy wax crédit bail waaye bariwut loolu lañ koy def donte am na ci dépôt yi itam dañuy protéger capital bi 100% mooy daal banque ci gàttal li nga xam ne mooy bail bi ñu koy tàqalee ñaari financiers yooyu mooy dañ naan banque islamique dafa am lu ñuy wax partage de risque et de profit mooy ñetti P yooyu mooy banque bi ak ki muy financé ñooy séddoo risque bu ci amee bu ci bénéfice amee itam ñu séddoo bénéfice mooy bu dee risque ci alal ji dafa am risque bépp bu laal ci alal ji banque bee koy supporté bépp risque bu laal ci perte temps ak yàqu xam nga liggéey am at amoo dara itam neexut risque boobu moom la liggéeykat bi di jël bu dee nag banque yi nga xam ne mooy banque conventionnelle yi di banque islamique boobu noonu moom partage de profit doogu moo fa am risque moom partagé wuñ ko ak yow risque yëpp yaa koy jël man daal benn risque la am mooy ba mu mënta fay soo mënta fay dinaa jël mboolem moyen yi ma am pour nga fay ma dinaa la saisir bu ko jaree boo amee kër gu am valeur bu ma soxla ma jël kër ga jaay ko fayee ko ci lépp loo am lu am valeur boo amul dara lu am valeur nag su ko defee ñuy xaar ba saa boo ko amee waaye ab bor la bu nekk ci saw la saa boo ko amee ñu jël si waaye def naa ci en tout cas ci réew yi développé yi ci mbiri xaalis moom amagut sanction pénale mooy duñ la ci tëj nag dinañ la bàyyi rek saa boo ko amee fay ko bu fekkee ne amul dara lu ñu mën a saisir waaye amaguñ nag di la ci tëj wala ñu la ciy sonal ci saw yaram ci sa yaram boobu. jërëjëf mbokk mi dafay wax ni dañoo wax ni réew yi def finance islamique dañoo am ay jafe-jafe ak banque mondiale ba mu mën leen a daaneel mu ne loolu nan la demee. waaw xam nga ci yoon réew mi def finance islamique moom système booba du mën a neexoo lool ak système FMI ak banque mondiale FMI. sax xanaa lañ gën a wax la war a gën a amal problème ndax FMI mooy lijjanti lépp lu jëm ci affaire finance bu dee banque mondiale moom financement de projet la gën di def te ñaare projet d'état lay gën di financer mooy état bi am projet banque mondiale financer ko ci ay taux yu yomb yoo xam ne daanaka léeg-léeg sax du ci am léeg-léeg itam du jéggi 1%. waaye FMI la ñuy gën a ñaare amal ay problème parce que mooy ñi def finance islamique dañoo génn léegi ci norme FMI yi ci boppam léegi nag boo ci génnee da ngay nekk ab concurrent am léegi. bi léegi nag concurrence boobu nag léegi du yomb ci ñoom parce que bee moo fi jiitu moo ëpp doole moo ëpp alal ndax ba léegi nii xam nga sànq wax naa fi 2 millions de milliards de dollars mooy économie financière bi actuellement ci àdduna bi alors que bu dee économie islamique bi maanaam finance islamique moom 2 milliards actuellement ci la tollu 2 milliards de dollars mooy 1 milliard de dollars la woon ay 2008 léegi mi ngi ci 2 milliards de dollars mooy doublé wu na mooy doxin wi gis nañ ne moo gën a gaaw c'est-à-dire ni muy yokkoo en terme de pourcentage moo gën a gaaw bële waaye ba léegi bee ko ëpp doole ndax moo ko fi gën a yàgg kon jafe-jafe yi foofu rek lay am mooy concurrence bi nga xam ne da ngeen di nekk ay concurrent te mu ëpp la doole même ci marché bi ñaari jaaykat yi ki ëpp doole te bu ñuy concurrence te ki ëpp doole moom di mën a indi jafe-jafe morom ji waaye nag jafe-jafe yi yu réglementé maanaam ci ay droit ci lépp lu nga xam ne ci mbirum droit la terrain boobu moom mënuñu fa am benn jafe-jafe ndax ni ñee amee légitimité di def seen activité rek la ko ñuy amee. jërëjëf mbokk mi day laaj mu ni Sénégal gi xaalis bi bariwul te ñu amul liggéey bari na loolu nag lan moo ciy pexe ban mën a am liggéey banques yi mën a wàññi seeni intérêt bu fekkee ne intérêt yi mënuñu ko dindi sax ñu mën ko wàññi. waaw xam nga loolu mu wax mooy wér xaalis bi moom dafa bari ci àdduna bi te liggéey manqué loolu mooy li wér xam nga jafe-jafe yi àdduna bi li ñu waxoon léegi ne 1% wu àdduna bi ñoo yor xaalis àdduna bi xam nga li jox naa fa ay exemple ci GAFA boobu ma joxoon léegi ay Google ak xeet yooyu ak ni ñuy doxee xam nga benn société bu ñaar wala ñett nit moom bu ëppee doole juróomi yoon réew mu toll ne Maroc ak la fa nekk ci ay nit di fa dund nga boole ñeenti entreprise ñu xaw a ëpp doole Afrique gépp loolu jafe-jafe la mooy xaalis am na waaye dafa am fu mu féete léegi nag loolu li koy dindi rek mooy wax na dëgg taux d'intérêt yi dañ ko war a dindi ni ñu koy dindee nag mooy ñu dem ci beneen système jàpp naa ne système islamique bi loolu la finance islamique loolu la mooy dem ci système boo xam ne da ngay liggéey bu ko defee li ngay gagné rek mooy li nga mérité ci liggéey bi li nga am ci liggéey bi loolu nga gagné boo amul ci liggéey bi dara nga xam ne gagné woo dara bu boobaa nag loolu mooy li nga xam ne dañuy égalité sociale foofu la amee bu ko defee système bi xaw a équilibré wu tuuti mooy xaalis bi di circuler ñëpp di ci jot te itam kenn ku nekk li nga ci mérité rek nga ci am ndax la nga ci am mooy la nga liggéey. jërëjëf mbokk mi nee na li ñuy wax économie mondiale ci boppam nee na seetlu na ni moom dafa am ay jafe-jafe waaye léegi loolu lu koy waral ak lan mooy xal bi.
al azimatul axdar. waaw xam nga économie mondiale wax naa fi léegi ñetti crise yi ci mujj nga xam ne ba léegi moo ñuy topp xam nga ñun ba léegi nii jeexiti crise 2008 bi moo ci la ñuy dund ñett yooyu yëpp expliqué naa daanaka li ko waral mooy déconnexion boobu mooy teqalikoo gi finance ak économie di teqalikoo ak itam mooy li ñu waxoon léegi rek mooy inégalité sociale bi mooy alal ji nga xam ne ci loxo yi ñenn nit rek la nekk ñoo xam ne liggéeyatuñ dañoo tëdd def ko alal ji ci banque yi alal ji di indiwaat alal ji ci àdduna bi yëpp nga xam ne damay alal ji daal day dugg ci àdduna bi jëli yeneen alal yi booleeg moom indi jox leen te ñoom ñu tëdd fi ñu tëdd loolu ay problème la léegi nag loolu solution bi rek man jàpp naa ne mooy renverser waat complètement situation yi mooy réformer système financier bi ci boppam parce que rapport bi may présenter rapport bi am ci diggante économie ak finance gis nañ ne saa bu finance amee problème économie am problème kon finance bi su amee problème tant que réformer wuñ ko moom ci boppam duñ deñ di nekk ci ay jafe-jafe économique loolu nag defe naa ne su mel ne finance islamique benn la ci solution yooyu nga xam ne moom la ñuy poser am na yeneen solution yu ñu mën a am waaye finance islamique moom benn la ci te itam jàpp naa ne bu dee ci kaw Sénégal méthode boobu ma wax mooy génn ci modèle banque te dugg ci modèle de gestion de fonds mooy gestion d'actifs loolu moo gën a efficace jàpp na. jërëjëf mbokk mi da doon laaj banque islamique lan moo ko wóotale ak banque yi ci aw doxalinam lu leen waaw kon man na ne boobu jàlloon waaw bitam day laaj mbokk mi dafay laaj mu ne Sénégal nii banques yi bare ay intérêt te intérêt yi diis lool bu ko defee liggéey ci nee na ba am ci dara day jafe lool nga xam ne léeg-léeg da ngay dégg ñu ni nit amel na banque bor yu baree bari loolu loo ci gisoon mooy xal boo xam ne dina ko mën a xal. waaw loolu moom xam naa toujours même daanaka même question yi ñooy xaw a dellu si mooy liggéey ci am ci dara comme ni ñu ko waxee woon léegi jafe na rawatina économie bu néew doole mooy comme économie bii ñu yor ñun Sénégal xam nga fi ne problème yi ngay dégg ci ay problème yu banque soo demee ci réew yi développé du fa doo ko fa dégg lu bari par exemple France dégg fa ne nit amel na nit banque ba ñu ngi koy denc ñaare fi ne li ci gën a bari mooy xanaa mafia nga fay dégg lu gën a bari mooy di liggéey détourner ay fonds ci banque bi waaye comme ni affaire u Jérôme Kelfer boobu ñu doon dégg fa nekk ci Société Générale waaye dégg fa nit kuy liggéey nii rek parce que économie yooyu dañoo am doole mooy gaaw ñoo daanu ci loolu donte xam nañ ne baaxut ndax liggéeykat yi amatuñ lu bari mooy ñi ngi fay banques yi ñi ngi dund waaye amatuñ xaalis ñu gis na itam ñi am xaalis daanaka mooy ñi tëdd rek ñi tëdd def seen xaalis ci banques yi comme noonu bu ko defee loolu bu ne réew mel ne Sénégal nag nga xam ne réew mi bariwut xaalis wax dëgg problème yooyu fi lay gën a gaaw a feeñee itam waxtu wu nekk ñuy saisir nit ñi di nangu seen i biens yu ñu amoon alal kër goo xam ne nit da ko tax ba mu egg ñu nangu ko ndax la fa waroon a fay banque bi fayu ko yooyu intérêt yi dañuy diis parce que risques yi dafa bari xam nga risques yi su bari intérêt yi diis ba noppi risques yi bari boole ci risques yi saa bu ñëwee rek yow nga am jafe-jafe te bu ñëwee jafe-jafe bi nga am day gën a bari ndax intérêt ba dafa bari woon su ko defee dootoo mën a fay ñu topp la ba egg ci li nga am lépp ñu nangu ko loolu nag benn solution la am mooy fexe ba ñun di dëppook suñuy valeur religieuse ci wàllum koom-koom ñu fexe ba di ko doxal mooy fexe ba lépp ak intérêt du amati fi ne loolu bu amut daanaka lii dootuñ ko déggati fi ne mudaaraba ak musharaka xeeti financement yooyu buñ ko essayé woon dootuñ déggati sax banque bi nit amel na ko nangam mënu koo fay ma nga ñuy nangu alalam parce que duñ ko nangu mooy dañ lay topp saa bu ñu gisee ne nar nga am jafe-jafe ñu jëm laa jubantil bu ñu ko mënta jubantil nag ñu arrêté foofa business ba ñu xam ne lii du projet bu rentable ndax banque bi intérêt am dajee nekk du la bàyyi ngay daanu yow itam sa intérêt nekkul ci liggéey te amoo dara su ko defee dañuy topp liggéey bi mel noonu waaye fi ne suñu banque yi buñ la xasee lebal xaalis seen yoon nekkul ci ni nga ciy liggéeyee léeg-léeg sax la nga leen waxoon nga ciy def boo demee doog ci def waaye duñ ko lijjanti ndax ñoom amuñ ci benn intérêt ci di sonn ci di la lijjantil sa liggéey ni muy doxe bis boo demee ba fay jot daal boo fay si wut bu boobaa ñu jóg nag wut pexe muñ mën a am pour li nga war a fay nga fay ko. jërëjëf sëñ Souhaïbou Diop sant nañ la bu baax ci waxtaan wi laaj yi sax des na waaye waxtu wi moo mel ni moo xoj suba insha allahu Serigne Kosso Sy moom la ñu dalal insha allahu taala mu war noo waxtal ci sabilul wusul mooy yoon wi nga xam ni ci la ñuy jaar ba yegg Serigne Kosso Sy bu subaa moom la ñuy dalal mu wax ñu yoon wi ñuy jaar ba egg sabilul wusul yoonu egg képp ko xam ne waxtaan wi raw na la itam rajo yii Serigne Modou Kara Diop limoon léegi muy Touba Mbacké FM muy Walf Fadjri muy Sud FM muy rajo yi nekk diggante Touba ak Darou Moukhty yépp danañ ko jàllale réseau yi nga xam ne ñoo fi nekk di ay réseau itam danañ ko jàllale télévision yi fi nekk itam lu mel ni ki Diaspora lu mel ni ki Bichri TV lu mel ni ki Touba TV Lamfal TV yépp dinañ ko jàllale naka noonu ci wàllu internet itam su ngeen ci duggee ci barab yu baree bari
di ngeen fa fekk waxtaan wi man cee ànd ak al muassasatul Wafa bi huquqil iman kon képp koo xam ne waxtaan wi raw na la mën nga koo toppaat foofu rek insha allahu taala